salaamaaleykum suñu mbokk internet Caaroy info TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox ku nekk seen wàccuwaay waaye di leen dalal ak jàmm ci chez nous spécial chez vous spécial boo xamante ni moom lañ def tey mu mel ni rek jamono ji ku ne xam na ni rek li nga xam ni moo di xew fii ci diwaanu Sénégal ba tax na rek saa su ne rek Caaroy info di ànd ak suñu mbokk internet yi ngir daal di leen di andil li nga xam ni moo di fi xibaar comme niñ ko defee woon démb ñoo leen ko diggoon dafa mel ni def nañ ko. tey ñu defaat beneen plateau spécial waaye aussi di permettre bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk internet yi ñu mën a dugg rek mën a wax seen xalaat wala sax seen gis-gis ci li nga xam ne rek jamono ji mi ngi wulee ñaay fii ci diwaanu Sénégal ci noonu rek yéen a ngi ñuy suivre en direct ci li nga xam ne mooy suñu page Facebook thiaroyeinfo.net bu si kanamee tuuti di ngeen am émission bi ci fi nga xam ne mooy suñu chaîne YouTube Thiaroye Info TV wala sax ngeen suivre ñu ci fi nga xam ne mooy suñu page Instagram Thiaroye-8 info ci noonu rek képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci li nga xam ne moo di émission bi mun ngeen ñu woo ci 77 777 88 65 wala ci 77 036 06 74 li nga xam ne nag moom lañ nar a waxtaanee tey mu di ki nga xam ne moo di Antoine Félix Diome démb ku ne xam na ni rek am na ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko waaye ci noonu rek dinañ waxtaanee li nga xam ne moo di coowal Ousmane Sonko mu mel ni rek dañoo seetlu ni depuis boobu ba léegi li nga xam ni moo di situation bi dafay gën di dégénérer tout le temps rek dañoo gis ne ñi nga xam ni ñoo di xale yi ba léegi rek ñi ngi ci tali bi ci noonu rek ma daal di bàyyi samay chroniqueur ñu nuyoo ku ci mel ni Mouhamed Goloko Mouhamed Fadiga Amadou Ñing waaye tamit ki nga xam ni moo di Omar Gueye Goloko nuyu naa la. maa ngi lay fay Amina di nuyu mbokk internet yi Thiaroye Info TV di leen dalalaat jàmm ci seen plateau mais di nuyu Omar également ak. Ñing ak Fadiga di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. d'accord di la jaajëfal bu baax yow tamit Fadiga kilifa gi nuyu naa la. waaw fay naa la soxna Ami di nuyu nos chers internet mais aussi di nuyu sama collègue yi toog si plateau bi Amadou Ñing Moussa yi aussi Guloko di leen wax nag yéen ñi si votre émission chez nous. d'accord Fadiga merci beaucoup Amadou Ñing nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay soxna Amina di nuyu leen mbokk internetu Thiaroye Info TV ñuy topp jamono ji ñu nekk di nuyu aussi képp ku nga xamante ne rek toog na ci plateau bi soxna Amina. d'accord ñu lay fay bu baax a baax Omar Gueye. waaye maa ngi lay nuyu bu baax Amina di nuyu waa plateau bi di nuyu mbokki internet yu Thiaroye Info di leen di ñaanal jàmm bu baax di kontaan di teewaat ci plateau bi. d'accord di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni ma ko waxee woon rek ci njëlbeen gi ku ne xam nga ne rek jamono ji fii ci diwaanu Sénégal li nga xam ni moo di problème yi moom du jeex benn yoon ba tax na rek saa suñu xëyee rek dañuy gis ne li nga xam ni moo di problème yi dafay gën di yokku ci noonu rek na ma ko doon waxee rek mbokk internet yi képp koo xamante ni bëgg nga participer ci li nga xam ni moo di suñu émission mun ngeen ñu woo ci 77 036 06 74 wala ci 77 777 88 65 ñu fas yéene waxtaanee rek li nga xam ni moo di coow fii ci diwaanu Sénégal mu mel ni rek démb am na ñoo xamante ni ñi ngi doon laajte li nga xam ni moo di discours Macky Sall dañoo bëggoon sax ki nga xam ni moo di njiitu réew bi daal di def discours mu mel ni rek ki nga xam ni moo di Antoine Félix Diome moom moo mujjee génn def boobule discours ci boobule discours nag mu am ay points yoo xamante ni daal na ko ci énuméré ndax ñaawlu na bu baax a baax defkatu ñaawteef yi nga xam ni dañuy ubbi butiku jàmbur yi di sàcc ak di def nu ni mel waaye tamit mi ngi doon ñaawlu bu baax a baax li nga xam ni moo di couvre-feu bi mi ngi si andi sax ay leeral mi ngi naan li nga xam ne moo di couvre-feu bi nes tuut rek dinañ ci andi ay coppite loo xamante ni dina alléger les choses sinon rek damay bàyyi def benn tour de table rek ku nekk daal may wax rek ana lan nga gis ci li nga xam ni moo di discours Antoine bi Mouhamed Goloko. waaw Ami maa ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax di wax ni démb ñu ngi am na ñi nga comme ni nga ko waxee am na ñi nga xamante ni ñoo ngi doon xaar ki nga xamante ni moo di président de la République son excellence Macky Sall mais jotul génn ki nga xamante ni moo di Antoine moo génn mais loolu rek day firndeel day firndeelaat maanaam situation bi ñu nekk c'est-à-dire gouvernement bi ñaaw xam nga tey jii nii Sénégal amatul ki nga xamante ni moo di premier ministre. donc bu fekkoon dañoo toll ci situation yi bu président amul disponible lool
wala aptul woon pour def déclaration ki nga xamante ni moo di premier ministre bi mënoon na jouer rôle boobu noonu mais comme amuñu premier ministre démb ki nga xamante ni moo di ministre de l'intérieur moom moo ko wuutu ci loolu donc discours am bi nag ñu mën see tenir comme ni ma koy waxee saa su ne fii ku nekk da ngay joxe sa point de vue ñu ñuy seetaan ak ñu ñuy déglu tamit ñoom peut-être am na seen point de vue mais ñun aussi suñu xalaat la ñuy wax nu ñu ko gisee mooy discours la boo xamante ni moom dafa rejeter toute responsabilité c'est-à-dire responsabilité yëpp da koo jël dégager ko delloo ko ñi nga xamante ni ñoo di askan wi parce que boo déggee mu naan parents yi jël leen seen i responsabilité ngir seen i doom yi nga xamante ni ñi ngi wàcc ci terrain bi te ay xale lañ donc loolu day montrer que ni beneen aspect wax na ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci terrain bi ba di leen taxer de terroriste donc loolu day montrer que ni moom dafa jël li nga xamante ni moo di dégâts yi delloo ko ñi nga xamante ni ñoo di askan wi delloo ko li nga xamante ni moo di manifestants yi delloo ko li nga xamante ni moo di parents yi donc loolu day nekk loo xamante ni vraiment xaaruñu ko woon te liñ doon xaar lu ëpp ci ci askan wi liñ doon xaar mooy mu andi discours boo xamante ni day apaiser discours boo xamante ni day woote jàmm mais discours boo xamante ni dina mën a déboucher à ce que li nga xamante ni moo di manifestation yi arrêté mais boo gisee ton bi mu waxee ak rigueur bi mu waxee ak nu mu arrogance bi mu waxee moo tax tey jii nii boo gisee Sénégal yépp manifestation yi dafa reprendre parce que wootewul apaisement mais dafa woote moom tamit à la résistance donc man noonu laa xalaatee li nga xamante ni moo di sorti Antoine Diome. d'accord dafa woote à la résistance loolooy sa gis-gis waaye tamit loolooy loo xamante ni sa jàngat la ñu daal di dem rek xëy na gis wuti beneen gis-gis bu mel noonu wala bu wute Fadiga ñu gis ni ki nga xam ne moo di ministre de l'intérieur démb daal nay janook askan bi ci jamono joo xamante ni dëkk baa ngi tàkk ci jamono joo xamante ni ñëpp ñu ngi réclamer li nga xam ne moo di discours Macky Sall pour mu génn wax ak askanam lan nga gis ci boobu le discours. waaw soxna Ami xam naa bala may ñëw si sa question bi rek danga may ma am ñaar ñu ma remercier parce que ñaari fan yi nooy nekkoon sur le terrain mais safoon na donc damay remercier police bu Thiaroye parce que barki démb bu nu booyee coincé xaw noo gaañ ak xeer yi wax dëgg yàlla ñoom noo jël risque ñëw jël sunu et aussi kër Picc Diallo ma leen di remercier waa Diallo Picc bu mu tàngee trop ñoom noo ibbi seen buntu kër pour nu mën fa dugg ndax lacrymogène yi bëri woon na foofu sa question bi man ñaari jàngat laa ci am mooy d'abord dafa ñëw pour wane ni état faible état amul droit faible donc foog nu jàngee ko foofu aussi parce que dafa mel ne démb dëkk bi metti woon na trop tàngoon na trop bi suñu benn njit pour nu génnaat wane ni l'état est là moo tax peut-être mu xaw a ñëw si ton boobu mais beneen bi aussi duñu xaw a lajj encore une fois de plus seen communication ndax démb dëkk bi tàng na tàng boo xam ni ñëpp duñu doon xaar Antoine bu ñëwee dafa ñëw indi benn message boo xam ne day apaiser le climat social mais defoo ko dafa ñëw indiwaat des menaces comme Goulouko nu mu ko waxee taxer des gens de terroristes donc man dama ni foofu la discours am lajjee mënoon na utiliser beneen méthode boo xam ni daanu mën a gagner les cœurs des Sénégalais parce que à un moment donné démb si marché yi dem nañu ba booy yi commencé nañu calmer wu di retrouver waat seen esprit donc une heure temps après moom si la war a génn donc wax mënoon na utiliser foofu noonu benn psychose booy yooyu parce que booy yi demoon nañu ba giif mënoon na utiliser loolu toogaat expliquer carrément ni ñoom état la donc on va essayer d'alléger les choses. kon yow da nga jàpp ni discours bi mu def dafa gën a xam ba ci mat ci taal mi. dafa gën a boyal taal bi démb parce que discours bi après boo duggee ci réseaux sociaux yi boo yëpp doon ko ñaawlu démb tàng na tàng boo xam ne mënoon na génn ci njiit boo xam ne dafay joxe un bon exemple duggaat aussi dans l'histoire du Sénégal. duggaat aussi dans l'histoire du Sénégal ñu daal di rek bàyyi ki nga xam ne moo di. Amadou Gningue daal di wax rek lan mooy point de vue am lan la xalaat ci li nga xam ne moo di discours démb ki nga xam ne moo di premier ministre. Amina gannaaw bu ñu nuyuwaatee ñi nga. ministre de l'intérieur. gannaaw ba nga xamante ni nuyuwaat nañ ñi nga xamante ni ñoo di ñu topp jamono ji suñu page Facebook d'abord dañuy tàmbale rek mastawu coono ñëpp ña nga xamante ni ay sénégalais lañ. ñi nga xamante ni jamono ji ñuy àddoog ñoom ñu ngi doon wàcc ci terrain bi waaye it am na ci ñi nga xamante ni am na ñenn ci ñoom ñu wàññeeku. ñoom ñëpp dañ leen di mastawu te di leen xamal ni peut-être du luñ doon xaar ci mbir mi. beneen bi des nag moom mooy niki démb suñu càmbaru bis bi ñun ñëpp ñu ngi doon toog ne soxla nañ ki nga xamante ni moo di jiitum réewum Sénégal di doomu ndeyu Fadiga. mu génn xam nga xamal ñu ni def ab discours ba nga xamante ni dina mën a apaiser la situation mais malheureusement à notre grande surprise son ministre de l'intérieur la fexe mu génn et li ma ci gën a naqarlu am na lenn luy fuité di dem ab vidéo moom mu génn di baladewu dans les rues de Dakar. Exactement. Est-ce que gënul woon mu génn wax ak askanam
tey ñu man personnellement loolu laay ñaawlu dafay mel ni ku naan en quelque sorte kuy dund je m'en foutisme quoi pour ne pas dire ma bañisme ma bañisme moom démb am na fi dafay mel ni kuy dund je m'en foutisme tuez-vous entretuez-vous Si. hein en tout cas j'ai une armée qui est là et si quelqu'un essaie de dénoncer quoi que ce soit je prendrai mon armée comme défense et que je vais vous mettre à votre place wala je ne Exactement. Si. kuy mel ni ku ñëg quoi kenn ki nga xamante ni il fait ce qu'il veut et que nekkatuñu foofu parce que li ñu war a éviter moom mooy yi xew ci sous-région bi te Sénégal mosu kaa dund mu xew loolu la ñuy bañ am na it yenn yi nga xamante ni dañ koy ñaawlu parce que am na as ndaw su génn def benn vidéo mais peut-être on l'a loolu sax dinaa si ñëwaat. waaw xëy na dañ kaa induire en erreur et cetera génnaan na defaat démenti waxaat genre affaire yooyu mais bu dëkk tolloo fii communication buy génn nañ ko saytuwaat ko xoolaat ko bu baax D'accord. te nag bu ñu soxlaa leen njiitu réew mi si boppam fi mu toll moom lañ soxla mu génn wax ak askan bi nga Askanam. xamante ni moo ko teg foofee muy tiitaru d'accord mu njiitum réew mi lañu soxla mu génn wax ak ñi nga xam ne moo di askanam mu mel ni sax boobu le discours depuis démb ba tey ñi nga xam ni ñoo di askan bi ñu ngi koy daal di wax rek waaye tamit ñi nga xam ni ñoo nekk di def seen ay manifestation ci loolu ñi ngi naan dañoo bëgg ñu libérer ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko Omar Gueye mu mel ni rek teewlu nga démb discours Antoine Félix Diome mu nekk discours boo xamante ni xëy na sax li mu wax ci olof wax ko ci français parce que discours en wolof yi moo gënoon gudd mais tamit mu nekk discours boo xamante ni xëy na touché na parce que bu njëkkoon dañ naan li nga xam ne moo di discours bi bu ñu ko defee ci benn kàllaama rek bàyyi beneen kàllaama bi tey ku nekk xam nga ni diwaanu Sénégal nit yi olof lañ gën a dégg que tubaab mu nekk discours boo xamante ni leer na ci bopp nit yi mais tey jii en tant que journaliste en tant que chroniqueur nan nga may càmbaralee discours bi nan nga ma koy décortiquer. waaw soxna Amina maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar di masawu sénégalais yëpp ñi nga xam ne tamit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di ñaanal yal na borom bi xaare leen aljana. waaw man discours Antoine Félix Diome bi ma ko dégloo dama ne kii dafa def amalgame parce que ñoom dañoo raté seen communication mais tamit dama remarqué que ni Antoine Félix Diome li mu wax ci français moom da doon gis nañ benn communiqué bu ONU génnee di abdu waa Sénégal surtout l'état du Sénégal ak tamit armée beeg gendarmerie répression bi ñuy def ci population bi ñu wàññi ko. loolu bi ñu ko gisee. dañoo gis rek Antoine Félix Diome da doon xaw a répondre ñi nga xam ne mooy organisation mondiale di ko wax ne ay malfaiteurs ñoo commencé di génn di profiter ci affaire bi mais du askanu Sénégal. mais tamit gis nañ ci communication en wolof da doon. jël responsabilité bi di ko rejeter ci parents yi mais tamit ak askan wi. mel ni kuy dégager ay waaw responsabilités. da doon dégager ay responsabilités soo xoolee communication en français ak en wolof dafa xaw am benn paradoxe. donc man li ma ko jàngatee mooy ñun voté luñ Antoine Félix Diome mais monsieur Macky Sall la askan bi jox kàddu. donc lii problème bi fi mu toll nii moom moo waroon a génn wax ak askan wi pour daal mën a am. D'accord. mais Antoine Félix Diome tamit. man gëm naa ne démb ni mu doon waxee pareegul pour céder bien vrai que état nag dafa war a fort mais am na fu ñuy toll moom da ngay reculer tuuti pour mën a may nit ñi jàmm quoi. d'accord da ngay mën a reculer tuuti pour mën a may nit yi jàmm du samay kàddu Oumar Gueye la tey jii nag ñu gis ni li nga xam ne moo di ginnaaw ba nga xam ne discours Antoine Félix Diome de maa ngi koy wax ci sama statut WhatsApp ma ne ko sénégalais yëpp instant bi ay chroniqueur lañ ma ne ko Mouhamed Goloko ak Mouhamed Fadiga gis naa ñu leen dàq chroniquer ndax ci jamono jooju rek booy lire statut yi en fait am na ñoo xamante ni sax amaana xëy na toog nañ seetaan télé nii rek mais dégguñu discours bi mais dañuy jékki-jékki rek commenter ni le discours vide. mu nekk loo xamante ni en fait ku nekk ak sa point de vue waaye tamit ku nekk ak sa gis-gis mu mel ni rek li nga xam ni moo di manifestation yi démb am na ay image yoo xamante ni gis nañ ko ci muy ay image yu rafet waaye aussi mu nekk ay image yoo xamante ni dafa daw yaram. fële ca diwaanu Médina gis nañ ñi nga xam ne ñoo di policiers yi dañ doon jàmmaarloo li nga xam ne ñoo di askan bi mais à un moment donné gis nañ dañoo baisser les armes ñi nga xam ne ñoo di askan bi daal leen di wër dugg seen oto yi ñuy saafonte akolaatante Mouhamed loolu na la lay def. loolu day wane ni c'est le Sénégal dans le Sénégal ce sont les Sénégalais qui étaient de côté et d'autre de part et d'autre c'est-à-dire ay ñaari camp sénégalais ñoo jàkkaarloo woon bu ñu fàttali Sénégal nekkul en guerre
mais Sénégal dafa nekk di ay manifestation la ñuy def c'est-à-dire dafa am ñoo xamante ni dañoo am seen colère ñu koy manifester maintenant police aussi dafa am rôle am mooy maintien de l'ordre c'est-à-dire ñoom aussi dañoo war a maintenir l'ordre mais cela ne veut pas dire que ce sont des gens yoo xamante ni bokkuñu camp ñoom ñoo bokk camp ñaar ñëpp Sénégal moo leen tax a jóg ki nga xamante ni moo di alkaati bi tey balaa mu doon nekk alkaati moom dafa nekkoon ci camp wu ñi nga xamante ni ñoo di civil yi donc dafa dem bo rangé wu ci camp wu alkaati yi pour maintenir l'ordre mais aussi pour jël sécurité ñi nga xamante ni ñoo di civil yi donc loolu Sénégal la te démb gis nañ image boo xamante ni loolu lañ xam ci Sénégal yaakaar naa démb ñi ngi mu ngi koy fàttali ci plateau bi ñu naan Sénégal maanaam jikko bi ñu jël 3 mars ak léegi nekkul suñu jikko donc démb cohabitation boobu noonu ñu gis coexistence boobu noonu ñu gis Cheikh Paye mi ngi koy wax démb nee na coexistence pacifique la donc loolu ci guerre froide la woon da ngay gis coexistence boobu noonu am entre la police et les citoyens loolu dafa nekk loo xamante ni loolu mooy Sénégal parce que Sénégal jàmm lañ ko xamee bu ñu demee ba ne pays de la teranga référence démb sax boo xoolee ay tuit ay Guillaume Soro bu ñuy wax dañuy wax que ni Sénégal dafa yàgg nekk li nga xamante ni moo di référence de paix donc référence de paix boobu loolu moo manifesté wu fi nga xamante ni moo di ci champ de manifestation yu amoon Dakar mu du ci mel ni Médina ak yeneen ak yeneen sénégalais yi ak seen i mbokk sénégalais ak seen i jarbaat seen i frère ñoo doon jàmmaarloo ngir Sénégal ñoom ñaar ñëpp ñaari camp yëpp looloo leen taxoon jóg manifestants yi pour un Sénégal meilleur mais aussi ñi nga xamante ni ñoo di policiers yi pour maintenir l'ordre. d'accord mu nekkoon ay images yoo xamante ni daw na yaram torop mu mel ni rek ñuy jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci fi nga xam ne moo di thiaroyeinfo.net jamono ji nag ñu ngi direct ci li nga xam ne moo di suñu page Facebook ku ci mel ni Cheikh Tidiane May mi ngi naan bonjour à l'équipe waaye tamit Silla Bello Prince dafa mel ni loolu la def de mi ngi naan ITV TV voilà Thiaroye Info TV la lumière voilà j'ai pas compris ku ci mel ni soxna Mati Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye aussi di ko xaar ndax ubbi nañ li nga xam ne moo di ligne bi képp koo xamante ni rek bëgg nga participer en direct ci li nga xam ne moo di suñu émission rek fas yéene bokk ak ñun waxtaan gi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee mën nga ñu woo ci 77 777 88 65 wala ci 77 036 06 74 bu si ko demee tuuti émission bi di ngeen ko am ci li nga xam ne moo di suñu chaîne YouTube Mouhamed Fadiga mu mel ni rek fi Mouhamed daanele man foofu laay yëkkatee ginnaaw nag bañ gisee ñi nga xam ne ñoo di doomu Médina yi daal di ànd ak ñi nga xam ne ñoo di force de l'ordre yi daal di jàmmarloo ak ñoom andi jàmm mu nekk ay image yoo xamante ni image yu rafet la mais tamit si yooyu la image gis nañ ay image yoo xamante ni mi ngi daw ci réseaux sociaux yi ñu gis ay force de l'ordre aussi en larmes ay force de l'ordre yoo xamante ni dafa mel ni dañ doon jooy mu mel ni rek xëy na amaana jàmmarloo bi nga xam ne ñu ngi koy jàmmaarloog askan bi nekkul loo xamante ni lu leen neex la. non soxna Ami mënu leen neex parce que ñun ñëpp on est des Sénégalais ñun ñëpp on est des frères ñun ñëpp on est des sœurs te lii nii mën naa ni guléet la dans l'histoire du Sénégal presque 4 jours muy amay ëmat donc à un moment donné ñoom tamit ay êtres humains noonu ñu ñuy jàmbaarloo seen ay neveu noo fi nekk seen ay sœurs seen ay jarbaat donc man démb bi mu gisee image bi sax dama am des chairs de poule parce que Sénégal loolu la xam Sénégal c'est un pays de la teranga c'est un pays de solidarité c'est un pays boo xam ne sociabilité bi def fi am donc nag bu ñu ñëwee nag lu nekk ci kaw à un moment donné nag retenue day am retenue boobu nag moo feeñ démb mooy ñun ak policiers yi ñun noo bokk intérêt commun ñun noo bokk suñu réew donc foofu nag man fa laa doon waxee sànq ni Antoine fa la waroon mën jaaree def benn discours bu solennel nga xam ne moom en personne même bu ñu gisul sax le président de la République Antoine Diome va rentrer dans l'histoire du Sénégal positivement à jamais mais duñu lajjaat une fois de plus comme ni mu koy waxee rek mooy fir aw na du mas dellu ginnaaw donc nag message boo xam ne moom la jeunesse bi wane woon démb nu ñu continuer waat ci message boobu nu ñu continuer résister mais ngalawaay nu ñu arrêté yàq bi ngalawaay nu ñu arrêté saccage bi donc image boobu moo war a continuer waat ba ñoom yàlla jox leen gain de cause. d'accord ba yàlla jox leen gain de cause muy Mouhamed Fadiga ku ci mel ni Cheikh Tidiane Mbaye mi ngi naan j'aurais bien aimé vous rejoindre pour partager avec vous le plateau et de faire une analyse logique du ministre de l'Intérieur. Je rappelle que Cheikh Tidiane Mbaye mën nga ñu woo ci 77 036 06 74 wala sax ci 77 777 88 65 su ko defee rek ubbi nañ suñuy antenne di nga mën a wax ak ñun bu baax a baax ku ci mel ni Mati Diop
mi ngi naan nu mu waxee baaxul mu mel ni xëy na ministre de l'intérieur lay wax. Mati Diop mun nga ñi rejoindre ci suñu plateau ubbi nañ ligne bi rek soo ñu wootee rek di nga mën a joxe sa contribution en direct. Mohamed Fadiga ma lay jaajëfal Amadou Gningue mu mel ni sax li nga xam ne moo di manifestation yi jamono ji rek yamatul rek ci diwaanu Sénégal waaye waa Pastef bu France sax ñoom wàcc nañ ci li nga xam ne moo di tali bi démb ba ñuy waxante ki nga xam ne moo di Mouhamadou Dame Kane moom mi ngi naan ñoom tey dinañ def ab marche pacifique foofu ci Marseille mu mel ni rek marche yi dafay gën di law marche yi day gën di yaatu tey ji lan nga gis ci loolu loo xamante ni ce n'est plus au fait ça reste plus sur le plan national mais mi ngi bëgg a dem sur le plan international. waaw loolu dafay logique d'une part parce que sénégalais yi ñoo am lu ñuy réclamer puisque nag sénégalais mooy réclamer sénégalais baa ngi fépp. Sénégal bu dee réclamer benn mbir bëgg jàmm dellu si réewam parce que tey li gën a métti xëy na ki nekk fii di ko dund sax dina am mais ki génn bitim réew. moom di fa représenter Sénégal. ñuy gis di wane parce que lii nii tey jii dem na fépp France 24. yeneen ak chaîne yëpp international. d'accord mu mel ni rek am na koo xamante ni mi ngi ñuy woo jamono ji en direct rek ñu daal di koy jël nga wàññi rek li nga xam ne moo di télé bi pour nga daal di ñuy rek mën a dégg salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si nuyu nañ la noo tudd ak fan ngay wootee. maa ngi tudd Mati Diop di woote Guy Salam de man la Mati. d'accord Mati yaa ngi en direct ci Thiaroye Info. dëgg la maa ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. dëgg la ñu lay jaajëfal yow tamit. di rafetlu seen plateau bi aussi. merci parce que ñun soxla nañ li dëgg la. mais damay wax rek ministre bi ni mu waxee démb dëgg la mais taxul ndaw ñi am gëm-gëm ci li mu wax. parce que pour man kilifa booy wax am na nooy waxee surtout li am ci dëkk. même bu président génnul wax sax moom ni mu waxee dafa. mu mel ni rek li nga xam ne moo di réseau bi daal dinay dagg rek amaana soxna Mati Diop dina ñëwaat ci li nga xam ne moo di plateau bi balaa ñuy jeexal rek mbokk internet yi je rappelle que képp koo xamante ni bëgg nga ñu jël la rek nga mën a participer en direct mën nga ñu woo ci 77 036 06 74 wala ci 77 777 88 65 Amadou ñi nga ma bàyyi la nga terminer. waaw li ma doon wax rek moom moo di. bu dee Sénégal moo soxla te sénégalais ngi fépp kon foo jaar fenn fu nekk ñu wane seen bopp wane li ñu bëgg. sénégalais bi ñu bëgg parce que tey dafay metti man en tant que sénégalais ma dem bitim réew je reflète l'image du Sénégal tey su ma gisee sama réew ñu fay def naka su dul noonu ñu fay wane injustice ñu fay wane leneen ak leneen li ma jàpp ni moom loolu la. kon tey jii daf may naqari si xol quoi. démb ku déggoon ki nga xamante ni moo di Mouhamadou Kane je pense da ngay xam ni kii am na lu ko métti. am na lu ko métti dëggantaan te xëy na bu nekkoon Sénégal tamit. doon na bokk si ñi nga xamante ne ñooy génn. wane seen ñëbu xol. kon tey sénégalais bi ak fépp fu mu mënti nekk bu jàppee ni lii daw jamono jii nii ci dëkk bi du yoon rek kon dina génn. d'accord kon dina génn ñu teg foofu rek suñu loxo dem jëlaat keneen koo xamante ni mi ngi ci ligne bi mu mel ni rek salaamaaleykum rahmatullah. waaleykum salaam Amina. mu mel ni rek Amadou Mbodj la. waaw moom la kay moom mooy woote ci plateau bi. depuis Bargny équipe depuis Bargny jaajëfal équipe Thiaroye Info bi fa nekk yëpp. ñu lay jaajëfal yow tamit. waaw di rafetlu plateau bi bu baax a baax. merci beaucoup. waaw bëggoon participer si émission bi rek ak suma propre analyse boo xam ne dama ko def ci discours ministre bi. yaa ngi ci biir. maa ngi ci biir waaw bu mel ni ministre bi discours am dafa mel ni ku doon tâtonné. mu doon wax benn discours am maîtrisé wu ko déjà parce que li mu doon tag dafa bëri. en plus li mu doon wax dafa bëri ay répétition donc mu ñëwaat di adduwaat population bu au lieu ñu apaiser li nga xam ne moom mooy situation mais dañu ko doon jéem a aggraver bu ñu demee bay tudd benn dëkk yi nga xamante ni tàkk-tàkk yi bëri na yëngu-yëngu yi bëri na doo koy tudd li nga xam ne moom mooy ay mais yow parewul pour fay coow li mais da nga parewul pour fay coow li waaw dafa de waaw selon discours ak son propre analyse daay wax yëpp moom mel ni ñoom dañu pare ngir gën a xam mu tàll ci bu ñuy jéem a reculer loo jeunesse bi ak yenn kàddu yoo xamante ni nekkul loo xamante ni dañ koy rafet beneen analyse bi mu si defaat mooy que dafa wax ci li nga xamante ne jeunesse bi moom mooy sookulu réew mi mu mel ne ñoom dañu sacrifier jeunesse ba pare ba jeunesse bi am désespoir ba jeunesse bi amatuñu benn espoir amatuñu benn yaakaar ñu doog a bàyyi xel ni que jeunesse bi
analyse boobu laa mën ko ci def pour participer ci émission d'accord mu mel ni rek Amadou Mbodj la ñu lay jaajëfal ci analyse bi nga xam ni def nga ko. waaye dafa mel ni tey diwaanu Bargny kenn nemmeeku fa yëngu-yëngu. waaw pour le moment kenn yëngatoogul foofu noonu nga xamante ne mooy diwaanu Bargny ndax wala bii ba jëm ñaa doon. actuellement yi daal dëkk bi nee na tekk pour le moment. kon tey jii waa Bargny dañ ni nemm. waaw nee nañ nemm mais daal li nga xamante ne moom mooy mairie bi amul benn papier bi nga xamante ne des na fa parce que dañu saccagé woon mairie bi démb. dañoo saccagé woon mairie bi démb. waaw. d'accord ma lay jaajëfal Amadou. waaw maa leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu ñu texte de jëm Amadou ñu ngi Amar Gueye ak Mohamed ba ci Fatick yëpp maa ngi leen di bro fan yi daw nga ñu de xanaa xatu oto bi la xat tali la lacrymogène ba da cee ñam. non xam ngeen keroog dama leen wax sama histoire keroog vendredi bi ñu ngi combat yi ci oto bi. bàyyi loolu dañ ko jël hors antenne. non bàyyi ma ko agression yi non pour lancer wàllu appel parce que agression yi mu ngi am parce que man témoin naa benn spectacle boo xamante ne pont bi nekk ci TR bi fële na leen ca Massa Thiaroye pont boobu noonu dafa am ñi nga xamante ne dañ doon supposé ay xam naa ni rek muy Amadou Mbodj amaana rek dinañ la jëlaat ndax jamono ji réseau bi dafa saturé rek nga daal ñuy wax rek ci li nga xam ni yaa ngi ko doon wax allo mu mel ni Amadou Mbodj moom moo ñëwaat ligne bi dafa saturé mbokk internet yi ñi ngi jéggalu bu baax a baax mais amaana rek xëy na su si karamee dina daal di dem rek duggaat ñu daal di rek yeggali li nga xam ni moo nekkoon liñ doon wax Amadou Gningue fan nga tolloon. xaw ma fu ma tolloon waaye dinaa jaajëfal ki nga xamante ni moo di Ndeye Fatou Sarr mi nga xamante ni mi ngi jaajëfal équipe bi di jaajëfal plateau bi di jaajëfal Thiaroye Info yëpp di ko jaajëfal bu baax moom laa leen di wax moom mooy maman Thiaroye Info. macha allah maman Thiaroye Info nuyu nañ la Amadou Gningue da ngay teg foofu sa loxo rek ma jël beneen internaute asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. fooy wootee ak tur bi naka la. maa ngi wootee Thiaroye Gare Sali Diallo maa ngi lépp tur bi nag. d'accord. waaw di leen nuyu yéen ñooñu toog ci plateau bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di rafetlu waxtaan bi bu baax a baax. ñu ngi lay fay. waaw tey dafa mel ni Sénégal ndeysaan ñëpp dañoo bokk gis-gis. tey gis ngeen jaaykatu gerte caaf bi toog si buntu këram macha allah di daan dooleem. tey soo ko laajoon ci xalaatam ci discours ministre de l'intérieur bi dana la ci wax. kon Sénégal kenn nelawul ñëpp ngi yeewu. xam ngeen état dafa nekk loo xam ne su bëggee xam naka la peuple am toll ci moom ndax respecté nañ ko wala jox nañ ko cër loolu doy na sëkk rek ci démb bi nga xamante ni nii ministre bi def na discours am tey bi ñu xëyee am na ci gox yu bari yoo xam ne actuellement nii ñu ngi manifester Dakar mi ngi fees dell kon ministre bi normalement jarul sax muy am conseil ci côté boobu ndax lu ne fàng kenn du ko jeex discours bi baaxul saful xorom saful suukar kenn mënu ko ràññee loolu na leer ci ñoom bu baax a baax a baax te nag wax dëgg yàlla du moom lañ doon xaar mu toog di wax Macky Sall mi ñu dénk réew mi voteel ko kooku tey lañ doon xaar bu wax d'accord te gis nga président Macky Sall moom na xam ni fii mu toll fii nga xam ni fi la Sonko toll tey jii tolloon na fa moom de ba mu fa tolloo na xool sénégalais yi ak seen réaction waaye ba mu fa tolloo tamit da doon daw ci télé bu ne ñu di ko recevoir muy wax joo xam ne wute nag tey jëfam vaar mi ngi fi nañu delluwaat démb nag fàtte xaju fi après dinaa wax Amadou Gningue wala Fadiga daat koy vaar waaw dañ ko war a vaar sax nag dañ ko war a vaar kon moom vaar bi rek war na mën a tax mu delluwaat ginnaaw ndax bu dee gor la gor du wax ba pare du sex ba pare di yàbbi waat wala du yàbbi ba pare di sexaat donc le problème qui se pose mooy fii nga xam ni fi la Sénégal tollu tey man dama yaakaar ni président moo bëgg situation yi toll fii xam nga ñun lañ leen doon xaar ci discours bi te gis nga analyse bi ma def journaliste kàngam yi nekk ci télé yu mag yëpp def nañu ko démb xam nga ñun lan lañ doon xaar tey ci Macky Sall dafa waroon a nekk koo xam ne dafay tëddee njaaxaanaay koo xam ne jàmmi Sénégal moo ko gën a conseil ñi ko wër di ko dugal ci loo xam ne nii xamu ko tey jii dafa waroon dellu ginnaaw gis nga njiit da ngay dellu ginnaaw nangoo seede jàmm dafa am solo tey jii munoon na tey ci discours am bu fekkee moom par exemple ab tur comme ni ko Mouhamed ko la ko waxee léegi
même su fekkente ni loolu xëy na am na ngànt kenn parce que xamuñu lu ko teree génn wax tey waroon nañu tey bu ñu bëggee Sénégal am jàmm xale yi tey jii bu ngeen xoolee tey seen suñu dem même dégâts bu ñu mën a def luñ fa mën a def lu ñuy wax libéré Sonko donc problème bi mooy bu fekkente ni dañ ne affaire bi affaire privée la na libéré Sonko ñu toog mu toog këram ñu jàpp beneen jëmmi jamono boo xam ni juge mën na ko convoqué huis clos wax ak moom ci dossier boobu bu ci leneen raxul nag may wax mu leer bu ci leneen raxul dëgg la mais tant que leneen a ngi ci rax rek Macky Sall du reculer te du dellu ginnaaw du reculer te du dellu nit la koo xam ne boo ko xoolee rek nga xam ne du reculer du dellu ginnaaw Macky Sall nit la koo xamante ni nii xëy na dafa nekk nit koo xam ne dafa rëy nit nag ku rëy dikk wallahi ku rëy dikk borom bi rek moo yeyoo rëy encore une fois may lancé waat beneen appel ci suñu ndaw yi ci suñu jeunes yi yàq bi ñuy yàq ànduma ceeg ñoom tey ànduma ceeg ñoom ëllëg yàlla moo ñu njëkk a tere yàq kon waruñu yàq ay alalu jàmbur wala waruñu yàq ay butigu jàmbur ak di jël li fa waruñu nekk yàq ay station jàmbur te ñoom dañoo xamul rek waaye gis ngeen station buñ fi gën a bu fi gën a rëy tey total moom ko wala tubaab yi moom ko gérant ba nga xam ni moo nekk ca kaw ak sénégalais la dëgg la ñu fay liggéey ay sénégalais la ils sont pas conscients ci loolu suñuy produits locaux la ñuy jaay tey boo duggee Auchan suñuy produits kese la ñuy jaay tey jii ma waxaat ko encore une fois d'accord waaye dama ni Macky Sall na reculer te mu dellu ginnaaw en tout cas lii histoire dañu koy nettali ëllëg d'accord dama rafetul ci moom benn yoon d'accord vraiment d'accord ñaawlu nañu ko torop ba ci kanamu yàlla d'accord lii sacrifier benn nit jaru ko dëgg la moom mi ngi jéem a sacrifier benn nit boobu amaana ëpp na leen bopp tey jii ñaata nit a ci dee te ñaata nit ci nar a dee ndax dafa war a xam ne fi ñu teg seen tànk buñ ko teggiwul jeunes yi duñ dellu te jeunes yi delluwuñu ginnaaw benn yoon ndax buñ doon dellu ginnaaw kon démb buñ defee juste bu defee discours am bu ñàkk xorom boobu xanaa kon xale yi su xëyee tey dinañ toog dama ne xale yi seen ndey ak seen baay mun may wax nag ñu dégager seen responsabilité dañoo dégager seen responsabilité nag jël responsabilité yi daal di koy wér ci mbag ci ndootu parents yi bu ngeen gisee boutique yi ñu daaj xale yi lan lañ doon jëluñu ay chocolat de jëluñu ay gel de jëluñu ay détergent de xam ngeen luñ doon jël ay ceeb ak ci diwlin dañoo xiif ma lay jaajëfal léegi cela veut tout dire d'accord te Sénégal lañ dañoo xiif dañoo sonn d'accord c'est ça le problème d'accord discours salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di jaajëfal waaleykum salaam wa rahmatullah moom mu ñuy woowee depuis Thiaroye waaye mu préféré rek garder li nga xam ni moo di anonymat bi bañ a wax li nga xam ni moo di turam mu mel ni rek ñi ngi jégalu bu baax a baax si mbokk internet ñi nga xam ne ñi ngi ñuy woo mënuñu ñu jot jamono ji nag li nga xam ni moo di réseau bi moo saturé ñu daal di rek dem seeti keneen allo salaamaaleykum. waaleykum salaam man la Mati Diop maa ñëwaat. Mati yow yaa ñëwaat bismillah. waaw di wax rek. ne population bi nañu delloo si waat seen xel ci li ñu yàq ne parce que lépp lu ñu yàq rek ci ñun lay mettiwaat. te aussi parents yi ma leen di wax dara bu ñu nangu ku dugal xorom seen kër képp ko nekk kilifa rek doo nangu ñuy dajji boutique. di parents yu responsable di kër. loo xiif na nga ànd ak sa ngor parce que li population bi di def nii dafa ànd ak ay agresseur da ngay gis ñuy agressé nit ñi nii lii nekkatul sax affaire Sonko parce que bu fekkee dañu jóg aussi pour yàq tamit nañu arrêté parce que c'est pas normal d'accord képp kuy kilifa bul nangu nit di dugal pépp xorom ci sa biir kër gis nga loo xiif àndal ak ngor àndal ak yàlla mais bul nangu nga dem dajji butiku jaambur xamoo ñii nañ la ñu def ba investir fi parce que tamit nañu xam ne Auchan ak lii dañu am seeni droit ñoom tamit ñoom dañu am seeni droit dañ leen ni fay dañu am assurance dañ leen ni fay ñu dem tëdd seen dëkk après ñu ñooy sonn képp kuñ ci fay sa xaalis après ñu ñooy sonn dañuy dem seen dëkk lañ koy lekk jee d'accord pour ñoom li ñu yàq ni versement France la wala dara déedéet dañ leen di fay assurance nañu éviter yàq yu ñuy yàq ni nañu kaas nañu def lépp mais bu ñu yàqate ngir yàlla soxna Mati bu ñu yàqate soxna Mati Antoine Félix Diome mu nekk ministre de l'intérieur lan nga gis ci discours am en 30 secondes rek non discours bi moom dafa oyof sincèrement dafa oyof diisul dafa oyof daal parce que waroon na waxee neneen lu dul nii pour nit ñi dégg ko warul woon waxee ni mu waxee nii d'accord waaw man loolu laa gis ci sama gis-gis ba pare ni mu waxee français waxee wu ko olof
parce que pour man tubaab yi la doon waxal mais pas olof yi. mais dafa mel ni discours olof bi moo gën a yaatu discours français bi. moo gën a yaatu mais menace ci français bi la ëppee. d'accord. ok donc Mati yow foofu da nga jàpp ne fan waa France la doon dalal. Mati. Mati waaw. foofu dafa mel ni da ngay wax ni waaye Antoine Félix Ndione dafa mel ne français la doon wan ni ñoom ñooy jël seen responsabilité pour sanctionner xale yi yàq seen Auchan yeeg Total yi. ok ba pare nañu xam ne tamit ñun dafa am ay doomu sénégalais yoo xam ne ñu ngi France nañu éviter yenn yi. d'accord ma lay jaajëfal bu baax a baax soxna Mati Diop mu nekk fidèle internaute di ñu woowee depuis Jidda 2 la wax depuis Jidda 2 ñu koy jaajëfal bu baax a baax waaye aussi may rappeler ni mbokk internaute yi maa ngi jégalu bu baax a baax si ñi nga xam ni dañoo bëgg a dugg rek ci téléphone bi te jamono ji mënuñee dugg ndax li nga xam ni moo di ligne bi rek moo xaw a saturé ñu ciy jégalu bu baax a baax mu mel ni rek am nañ beneen internaute bu bëgg a dugg. faaw ngay yemale ku dugg di ko may temps. waaw muy salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam na ngeen def. ñoo ngi fi tur bi naka la ak fan ngay wootee. maa ngi leb tur bi maa ngi wootee Mariste. leb tur bi mi ngi bëgg a bëri de tey nga ñoo wax kañ nga koy fay. dinaa ko fay seen soppe laa dama leen di suivre à chaque fois. d'accord. di rafetlu seen liggéey bi bu baax a baax macha allah. merci beaucoup mu mel ni rek li ñuy waxtaanee tey mu di ki nga xam ni moo di ministre de l'intérieur démb dafa am ab discours boo xamante ni tenir na ko en quelques mots rek nga wax ñu lan nga xalaat ci boobu le discours ak façon yàqte yi nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono ji ci diwaanu Sénégal nga wax ci sa point de vue. gis nga discours bi démb bett na Sénégalais yëpp. parce que ministre de l'intérieur xaaree wuñ ko woon ci lii. ñi ko doon xaaree mu ñëw ci beneen façon. dalal ci xelu sénégalais. arranger affaire yi mais defu ko. dafa ñëw wax rek ñoom li leen arranger lañ wax ñëw di fi tudd ay vaccin lu kenn xamul ñun xaaruñu woon loolu ci moom. dëgg la ba pare discours am bi mu wax en français gàtt mu ñëw yaatal en wolof mel ni ku déggul français. démb moom xaaruñu sax moom pour mu wax ñun Macky Sall lañ bëggul mu génn wax. d'accord parce que moom mooy njiitu réew moom lañ ci teg moom moo waroon a génn waxal sénégalais. d'accord. léegi yàq yi ñuy yàq moom c'est pas du tout normal parce que sénégalais ñoom ñoo ci liggéey ñoo ci daan doole tey jii ñaata nit ñoo nar a dem en chômage. bëri na. 1700 voilà actuellement 1700. voilà c'est ça léegi ñooñu ay père de famille lañ ay mère de famille lañ tey jii mooy loolu. jamono ji nous sommes tous des chômeurs. d'accord. allo oui. mu mel ni président au moment où kii nga xamante ni moo di Antoine Diome di def li nga xamante ni moo di déclaration boobu noonu. président mi ngi doon gars yi garder ko escorter ko mu wàcc ci li nga xamante ni moo di mbedd Ndakaaru yi naan day xool dégâts yi fi mu toll. moom loolu yëpp jaru ko parce que moom mi ngi suivre vidéo yi mi ngi gis lépp. est-ce que nekkul benn genre kookali tamit. kookali la kay parce que lii yëpp sénégalais la aussi yëpp sénégalais la parce que yow lu toll ni njiitum réew nga war a ñëw toog mu ñëw wax ak sénégalais mais dafoo ko nekk di kookali di wër di xool loolu ba am benn sens. mais da doon balaade wu ak madame rek il le faut quoi. ñun soxlawuñu loolu. d'accord. nañ soxla. d'accord ma lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf di rafetal seen liggéey bu baax yàlla na yàlla xeeb loolu kontaan nañ trop. allahumma amin kontaan nañ ci yow. merci beaucoup kontaan nañ tamit bu baax a baax donte sax moom nee na dafay lépp tour bi waaye mi ngi ñu doon woowee fële ca diwaanu Mariste ku ci mel ni Lino agroalimentaire mi ngi naan bonne continuation à Thiaroye Info Salimata Diop merci waa Thiaroye Hadim Diop amul dellu ginnaaw na dem ba jeex mu mel ni rek jeunes yi lay waxal waaye Mami Pay Touré nekk sœur ci man mi ngi naan macha allah grande sœur merci beaucoup Jean Koulibaly mu mel ni rek moom mu nekk premier adjoint au maire fii ci Jidda Thiaroye Kaw moom mi ngi naan il fait très attention sur les états civils mu mel ni rek moom xëy na dafay ñaawlu li nga xam ni moo di maire yi nga xam ni ñu ngi koy yàqate Jean monsieur le maire nuyu nañ la mu mel ni rek képp koo xamante ni bëgg nga dugg ci li nga xam ni mooy suñu plateau mun nga ñu woo ci 77 777 88 65 wala ci 77 036 06 74 Amadou Gningue dégg nga li nga xam ne intervention yi nit yi moom lañ def mu mel ni rek ñëpp discours Macky Sall lañ doon xalaat. lañ doon xaar moom lañ doon xaar autant pour moi ba démb ba ñuy jeexal càmbaru bis bi Omar Gueye jox ñu information que ni Antoine dina wax si saa si nee naa leen ñun soxla wuñ Antoine di wax.
président lañ soxla mu wax jamono ji moom lañ bëgg mu génn tey jii c'est ça qui se confirme moom lañ soxla woon mu wax nit ki nag mënoo tey jii boo bëggee falu 2012 ñëw wàcc si askan wi ñu génn xeexal la 2019 nga ñëw wàccaat nga ne yow yaa gagné Sénégal 56% xaw ma 58% ñu génnaat voteel la tey ñu soxla la pour nga génn wax ak ñun nga ñuy yabal ay ndaw d'accord loolu benn la ñaar Antoine Diome dafa def loxo dafa wax lu xaw a paradoxal gis nañ ay ndaw ya nga xamante ni nee nañ ndaw yi di génn fan la mais ndaw yooyu ñoo doon voté de 2019 bu dee xale yi 10 ans 15 ans yi mu wax ñooñu gis nañ leen ci ay bureau de vote ci ay urne léegi kon du problème de ndaw problème de sénégalais la problème de sénégalais la léegi nag sénégalais yi ñoom ñoo soxla Macky Sall seen njiitum réew génn wax ak moom beneen bi boo ma ko mayee beneen bi des moom Antoine mi ngi wax terrorisme mais na def ndànkil si li muy wax parce que nit ki tey man tey ji yaakaar naa Sonko sax war naa am droit porter ko plainte ne ko yow kan ngay jiiñ terroriste plainte la parce que lii je ne sais pas xaw ma diffamation lañ koy wax en droit xaw ma mais lim ko jiiñ dafa rëy acte de terrorisme comme si que Sonko moom moo ne yéen génn leen te 24 heures wala 48 heures 72 heures même ñu ngi téye Sonko deful benn yoon déclaration d'accord bu muy waxee nit ñi leen génn d'accord kenn ci ay avocat am ñëwul sénégalais yi génn leen d'accord mu mel ni rek ci loolu dafa mel ni dañuy tâtonner ki nga xam ni moo di Omar Gueye ginnaaw ba nga nuyoo dafa mel ni joxaatuma la parole nga tënk rek balaa internet yi di duggaat rek tey jii gis nga li nga xam ni moo di discours ki nga xam ni moo di Antoine Diome mu mel ni rek sénégalais yu bëri discours Macky Sall lañ doon xaar mais ci biir loolu gis nañ tamit njiitu réew mi daal di wàcc ci mbedd Dakar yi di def ab promenade lañ ko mën a tuddee wala di wàcc daal ci mbedd Dakar yi tey jii nan nga gisee wàcc gi mu wàcc ci mbedd Dakar yi au moment où moom dañ doon xaar mu taxaw wax ak askanam est-ce que gisoo benn genre recul wala benn genre fuite de responsabilité ci li nga xam ni ki nga xam ne mooy njiitu réew mi. waaw fuite de responsabilité moom fi mu amee mooy chaque instant su dara xewee ci dëkk bi Macky Sall day génn réew mi jàpp naa ne fuite de responsabilité foofu la njëkk commencé man nag foofu analyse bi ma ci am mooy Macky Sall heure bu dara xewee buggul kenn kuy dox benn médiation di ko woo wala di def quoi que ce soit pour muy mën a dellu ginnaaw li ñu gis démb mu koy def ci mbedd du Ndakaaru yi man dama ne Macky Sall moom moo ngi doon conduire boppam en danger te xamu ko parce que askan wi gëm naa ne suñ teeloon a yëg ne Macky Sall day génn di balaade wu ci mbedd yi dina leen jaral lu nekk pour ñu ñëw jàkkaarloo ak ñooñu jàmmaarloo ak ñoom. mais dafa mel ni mbedd yi mu génn di def doxantoom gisoo fa kenn de. amul gisuma fa kenn parce que dafa tombé presque déclaration bu Antoine Félix Diome ak heure couvre-feu moom mën naa ne amatul ci réew mi parce que fi nekk moom nous sommes dans le désordre total. d'accord nous sommes dans le désordre total nga teg sa loxo foofu rek ma jël beneen internet asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ bi nuyu nañ la. nga wàññi rek li nga xam ne moo di télé bi ngay seetaan pour déggante bi mën a neex. salaamaaleykum. waaleykum salaam wàññil fi ngay seetaanee rek ndax déggante bi mën a neex. waaw na ngeen def ba yéen ci jàmm. alhamdulilah tur bi naka la ak fan ngay woote. man moom dama leen di suivre de temps en temps maa ngi tudd Mbaye. maa ngi dëkk Kër Massar. d'accord kooku dafa mel ni sama rakk bopp la. waaw dëgg la ça va yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi si jàmm. maa ngi rafetlu bu baax seen émission bi macha allah. merci beaucoup di leen ñaanal yal na leen yàlla defaral jàmm et bonne continuation. merci beaucoup. bon man li ma ci wax du bëri. parce que manifestation dëgg la jeunes yi dañoo war a manifester wu. mais le fait que ñuy manifester wu di yàqal ay jàmbur ay sénégalais la ñuy yàqal. te sénégalais yooyu tey bu ñu leen yàqalee dañuy dem ba nekk chemin te loolu du yoon. manifestation bi dafa dem ba rax te loolu du dëgg du yoon. Kër Massar boo xoolee tey Auchan bi tey ñi ko laal moitié Kër Massar la. ay bandi kese ñoo fa nekkoon. doo comprendre. yow baa nekkoo woon ci yooyu les manifestations rek. non nekkuma ci woon parce que man doxuma ci yooyu. parce que tey sama manifesté woo yàqal nit ki kooku dama koo yàqal parce que man tailleur laa damaa yor atelier de couture. ba tëj nga sa atelier rek kenn laaluma mais. ñaanuma yàlla dem ci place kenn wala boutique kenn di ko yàq wala di am ma fay jël. du yoon rafetul du dëgg du yoon. lu ñuy ñaaw.
allo mu mel ni rek déggante bi neexul nee na lu ñuy ñaawlu la di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mbayang Paye nekk borom Touré Mandi Mori Couture def ma publicité nag mu mel ni rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ni moom la daal di joxe rek comme contribution moom d'accordul benn yoon ci yàq yooyu jamono ji nag xam naa ni dem Kër Massar du yomb man mi sax bëggoon naa ko seeti waaye jamono ji dama ragal lool sax ma lay bàyyi rek nga continuer Fadiga est-ce que ñeme na actuellement moom ku nekk mën nga méfier wu quoi parce que dëkk bi wóorutul mais yàq yooyu sax ci laay ñëwaat parce que sànq am na ku koy souligner mooy Mati Diop Auchan yi ñu jàpp di yàq wala Total yi ñu jàpp di yàq nan jàpp ne ñoom dañoo am assurance ci Sénégal te su boobaa xaalisu Sénégal la ñuy jël di leen ko fayaatee loolu tamit maa ngi def un appel vis-à-vis de la jeunesse ñu bàyyi ci xel surtout Total yi ñu ngi def lu danger parce que lii nga xam ne mooy gasoil ak essence dafa sensible am na nu ñu koy taalee mën na am benn explosion bu nga xam ne duñ xam fu ñu yem dinañ andil coono suñ surtout loolu taal yooyu la station nekk na loo xamante ni mun na andi jeexital comme ni nga ko waxee léegi yooyu la taal mun nañ ko taal mu fekk si leen ku ci xamul dara rek na xool Beyrouth port bi ni mu defoon ni mu explosion yooyu baaxul te wóorul war nañ ko moytu parce que environnement bi sax actuellement dañ ko polluer ba démb maa ngi gis benn vidéo à Kër Massar à 14h dafa mel ni ñu ngi ci 23h. ndax fumier bu bari. waaw ngir fumier bu bari loolu tamit ñu ngi koy ñaawlu di ko dénoncer di wax xale yi ñu revenir à la raison. mën nañu xeex li ñuy xeex mais pacifiquement. d'accord mën nañu xeex li ñuy xeex mais pacifiquement ku ci mel ni Ali Sow Ndiaye moom mi ngi ñuy seetaan bu baax a baax président nuyu nañ la di la ziar di wax ni rek képp koo xamante ni bëgg nga participer ci li nga xam ne moo di émission bi mën nga ñu woo ci 77 777 88 65 wala si 77 036 06 74 ku si mel ni Fatima Sow moom mi ngi naan merci Ñing Mouhamed Lamine Ba ñu ngi koy nuyu merci jeune Thiaroy waaye Fatima Paye nee na merci ak yéen information du ñuy raw ñu lay jaajëfal Fatima Paye mu nekk sama doomu baay waaye tamit keneen koo xamante ne nee na mi ngi ñuy woo mënuñu jot muy Mami Touré nee na j'arrive pas à vous joindre ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax ndax li nga xam ni moo di réseau bi rek moo daal di rek fees bu baax a baax ñu ngi ciy jéggalu Mouhamed Goloko mu mel ni rek dégg nga li nga xam ni moo di intervention yi nga xam ni moom lañ wax tey jii ñu foogoon ni ki nga xam ni moo di ministre de l'intérieur bu waxee rek jeunes yi dinañ dellu ginnaaw mais xëy nañ gis manifestation yi gën a wulli ñaay mu mel ni rek jeunes yi instant bi ils sont plus déterminés que jamais ay tànk kanam lañ am mais amuñu benn yoon lu ñuy reculer wala di dellu ginnaaw. waaw parce que kii wax dafa xamb taal bi xam nga ñun démb dañ doon xaar koo xamante ni bu waxee. apaiser mbir yi c'est-à-dire population bi xaw a am sax benn sentiment benn moral boo xamante ni dina leen permettre ñu wàcc. à ce que li nga xamante ni moo di situation yi ñuy dund mën a changer. mais boo gisee démb discours bi nga xamante ni moom la ministre de l'intérieur tenir amul daraay jàmm. c'est-à-dire mots yi ngay dégg ci discours bi terrorisme. ñi ngi wax na ko léegi-léegi. yow Sénégal yàlla mi ngi ko doon épargner ci terrorisme depuis longtemps. ñëpp di ñu terroristes yëpp di ñu xiif. Sénégal yàlla muccal ko ci loolu ku toll ni ministre de l'intérieur di toog naan Sénégal li fi am terrorisme la. non attention sax appel la mais moom est-ce que moom xam na définition terrorisme d'abord. li muy wootee terrorisme. est-ce que xam na définition bi. est-ce que xam na mot boobu mu tudd tey jii lan la nar a jural Sénégal. d'accord parce que loolu dafay déstabiliser li nga xamante ni mooy suñu défense. te tamit nañ def très attention ñi nga xamante ni ñoo di terroristes yi ñu ngi fii ci Sahel bi fii. ñu ngi fii Mali ak Sénégal frontière bi Fuuta la. gars yi dañuy jaar dugg. il faut que ñu def très attention si li ñuy wax xam nga tamit bëgg li nga xamante ni moo di gars yi ragal la wala bëgg par exemple am benn genre kii nii nu mu tuddati. Mouhamed nga teg foofu sa loxo. waaw. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. nuyu nañ la tur bi naka la ak fan ngay woote. man la Aliou Ndiaye président ABS. président nuyu nañ la di la ziar di la jox sa wàccuwaay. ñoo ngi leen di fay bu baax. yaa ngi en direct Thiaroye Info waaw macha allah la voix de la banlieue laa leen tuddee. merci beaucoup macha allah liggéey bi am na solo. mooy nuyu bi ngeen nekkal yëpp macha allah. ñu ngi lay fay bu baax a baax. encouragé di leen mas te
masawu coono parce que gis nañu effort yi ngeen di déployer boobu ba léegi vraiment pour nous donner l'information. D'accord, merci beaucoup. Alors moi je pense que li am solo tey. moom mooy déjà gis nga ay kenn du ko xam. te discours d'apaisement bi ñu soxla jamono bii nekkul discours va-t-en-guerre mais dañoo soxla kuy wax di ñaax ndaw ñi. di ñaax xamante ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi. pour que vraiment tension bi. Sénégal attanul pression bi Sénégal attanul ay taal. Sénégal attanul yàq. dañu nekk benn réew bu ñàkk doon dañu nekk benn réew boo xam ne économie bi bariwul. moi je pense que mën nañu di wax lu ñu naqari mën nañu di manifester wu li ñu naqari sans pour autant ñu yàq sans pour autant ñu taal. et je pense ñuy gàmm ak ñuy raas duñu benn. présentement nii am ñoo xam ne dañoo infiltrer ñi nga xamante ne ñoom ñooy def marche pacifique. et moi je pense que c'est le bien maintenant. vraiment de faire la différence entre ki ñëw di sàcc ak ki ñëw di wax lu ko naqari. dafa nag ne vraiment li gars yi di wax rek ne xawma maanaam askan bu jógee kenn mënu ko téye. dëgg la. alors donc je pense que c'est le lien maintenant ñun ñëpp nañu woote appel au calme. ñun ñëpp nañu woote jàmm. parce que présentement nii même ministre de l'intérieur tey su wootee ne résistance wala mu woote wax beneen wax bu ñagas ñun nañ def suñu devoir. parce que ministre de l'intérieur moom ci boppam bu bëgg réew mi. réew mi li ma waxoon Macky Sall moomu ko Ousmane Sonko moomu ko ñun sénégalais yi ñoo ko moom. d'accord bu yàqoo ñun ñoo koy yàq. d'accord. vraiment maa ngi lancé un appel à la jeunesse surtout la jeunesse de la banlieue. bu ñu yàq nañu bàyyi ñu manifester la ñu naqari te bu ñu yàq. d'accord mu nekk message bu am solo. ñu lay jaajëfal bu baax a baax président mu nekk Aly Sow Ndiaye di ñu woowee fële ci diwaanu Pikine Nord doon joxe li nga xam ni moo di intervention moom rek ci jamono ji nga xam ni nag fii ci diwaanu Sénégal ku nekk xam na ni moom lépp am na fi ba mu des jàmm jaajëfal nañ ko bu baax a baax Aly Sow Ndiaye. mu mel ni rek ñu dellu tuuti ci mbokk internet yi ku ci mel ni Ndeye Fatou Sarr ñu ngi jaajëfal équipe bu Thiaroye Info bu baax a baax waaye Balde Assane mi ngi naan vive Sonko vive Sénégal. Balde Assane mi ngi ñëwaat naan le ministre de l'intérieur il mérite pas sa place waaye ku ci mel ni Fatima Sow moom mi ngi naan machallah Mohamed tellement pertinent et vous tous dafa mel ni rek si yow laa nekkoon. waaw ma continuer li ma doon wax rek mooy ki nga xamante ni moo di ministre bi wax dëgg yàlla. dañ koy sax léegi dama bëgg sax man waxtaan bi ñuy waxtaan sax moom wax ji mu wax ñu jël ko tegee ko ne. xool naka lañ mën a amee solution bi ñu mën a am nag mooy. ñi nga xamante ni ñoo nekk ci terrain bi jamono ji dañoo déterminé. xam nga nguur gi dafa ŋànk démb wax naa ko maa bañisme te maa bañisme dama ko wax 18h 20h mu ñëw confirmer li nga xamante ni moo di maa bañisme bi. donc ñi nga xamante ni ñoo nekk ci terrain bi ñoom aussi dañoo déterminé à ce que combat bi dañ koy mener à fond. d'accord mais nag mën ngeen résister kenn terewul kenn résister. li xew fi nga xamante ni moo di Inde. Gandhi jëlee na fa ñi nga xamante ni moo di anglais yi te bal tàkkul. la désobéissance civile. fi nga xamante ni moo di États-Unis d'Amérique ki nga xamante ni moo di Martin Luther King. def na ay mouvement des droits civiques xeex ak ñi nga xamante ni ñoo di comment dirais-je ñoo di ségrégationnistes yi sans que bal tàkk. ki nga xamante ni moo di Nelson Mandela xeex na li nga xamante ni moo di apartheid sans que bal tàkk maintenant nag l'occasion mooy que ñoom ci guerre lañu leen di woo yéen fexe leen ba ngeen pacifique ba nga xamante ni seen combat di ngeen ko mëne te du ngeen ci perte beneen bi mooy li ngeen di taal muy état civil. état civil yéen ñëpp seen këyit yi fa la nekk. bu ngeen demee taal tribunal yéen ñëpp bu ngeen bëggee am nationalité seeni nationalité fa ngeen ko mën a amee. li nga xamante ni moo di ay kër médecin gis naa ñu ne kër médecin chef bu nekk Ziguinchor dañ ko taal. médecin chef yoonam nekkul ci li nga xamante ni moo di xawma lan politique dictatoriale bi nga xamante ni moom la gouvernement yi di def. d'accord donc ñooñu nañ leen épargner si li nga xamante ni. moo di xew ñu manifester. sans pour autant ñu saccager ñu manifester sans pour autant que ñu yàq li nga xamante ni suñu ay bien la. mais nag le principal responsable bu fekkee am na ñu infiltrer c'est le gouvernement parce que nangu ñu def marche en arrière. d'accord nangu ñu def marche en arrière dafa mel ni rek ñi ngi foncé di dem ci li nga xam ne moom la ñuy def ku ci mel ni Madi Suso mi ngi naan libérer Sonko c'est mieux que de parler pour rien mu mel ni rek jamono ji askan bi loolu la ñu bëgg mu mel ni rek am na beneen internaute boo xamante ni mi ngi woote ñu daal di koy jël rek salaamaaleykum rahmatullah.
salaam soxna si ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax yaa ngi en direct ci Thiaroye Info tur bi naka la ak fan ngay wootee. tur bi nag dama koy jéggalu maa ngi wootee Touba. d'accord yaa ngi wootee Touba sëñ bi jéggal nañ la tur bi waaye xanaa di nga ko fay rek. waaw dinaa ko fay rek. incha allah bismillah si li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee. moom di rafetlu wax dëgg yàlla émission yi bu baax a baax. d'accord merci beaucoup. mais nag di ñaawlu bu baax te itam di mettitlu parce que démb ba léegi ñu ngi Touba dara xew fi macha allah. dara xew fa foofu am na jàmm dañu ñaan nag loolu lépp law ci dëkk bi. amiin Sénégal yëpp ñëpp nekk ci jàmm. amiin. waaye nag démb ba léegi maanaam am xol bu naqari am lu ñu metti lool daal mooy li nga xam ne tax ñu dugg ci émission yi pour participer yi. ñu ngi ciy jéggalu parce que gis ay blessures yu métti yu ci am ñu gis ay ndaw yoo xam ne ay Sénégalais lañu ñu ñàkk ci seen bakkan. te itam ñu gis ci benn ndaw boo xam ne maanaam ñàkk na ci loxoom ci lu dul dara. ñu gis ci benn membre CISEN boo xam ne tey jii moom itam maanaam li may xalaat daal mooy ñooñu seen avenir daal. d'accord. waaw mais nag li ma gën a métti loolu yëpp métti wu mais li ma métti en tant que ministre bi ñuy bëgg a def déclaration bi nit ñi ñëpp toog di xaar seen xel dal. mais bi ñuy def déclaration bi li ma gën a métti mooy que bi muy wax moom li mu njëkk a jiital mooy investir li nga xam ne moom la fi tubaab yi defoon loolu sax la gën a bàyyi xel que sax sénégalais yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ak sénégalais yi nga xam ne dañoo tey jii ñoom dañoo blessé. mu nekk lu ñuy ñaawlu tubaab yi indi moo ko gën a intéressé que sénégalais yi booy xool. maanaam discours boobu loolu ci boppam man démb ba léegi man loolu moo métti ci sama xol man. ba pare muy wax comme si ñi muy waxal ñoom jànguñu. waaw xam nga dafa am loo xam ne kilifa bu ñu ko jiitalee bu dee wax dafay xool ñi koy déglu xam nga bu fekkente ne da ngay wax te moom sax dafa jógloon sax muy wax parce que ñun faluñu président de la République la ñu fal. Macky Sall moom moo waroon a génnal boppam mu wax mais nekkul ne moom moo waroon a génn di wax ak ñun. dëgg la mais xam nga bu fekkente ne da ngay wax ak nit ñi ci français di menacé. ba pare nga delluwaat ci wolof di wax ak nit ñi ci di wax comme si mag moo lay ak di wax xam nga dafa am loo xam ne dafa neexul ci xol. te bu ba léegi da ngay toog da ngay xoolante ne ngoñ day tuumu. d'accord ci déclaration bi nga xam ne ci le ministre bi di def. d'accord ñu ngi di rafetlu nag émission di jégalu ci kàddu yi jërë ngeen jëf. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax moom sëñ bi Thiaroye Info TV jaajëfal na la mi ngi ñu doon woo depuis fi nga xam ne moo di Touba waaye mu mel ni rek moom buggul wax li nga xam ne moo di turam rek su ko defee rek leb na ko ñu lebal ko waaye rek ñi ngi xaar ci mu fay ko ku ci mel ni Cheikh Lo mi ngi naan dama bëgg a participer képp koo xamante ni bëgg nga participer rek mun nga ñu woo ci 77 777 88 65 wala ci 77 036 06 74 su ko defee rek ngeen woote ci numéro yi nga xam ni moom la ñu joxe pour nga xam ni rek da ngeen di mën a nekk en direct ci plateau bi nga xam ni moom la ñu def fii ci Thiaroye Info Mouhamed Fadiga dégg nga sëriñ boobu di wootee depuis Touba li mu wax mu mel ni rek moom ci discours ki nga xam ne moo di Antoine Félix Diome rek dafa gis ni Antoine Félix Diome tubaab yi la jiital balaa muy jiital ñi nga xam ne ñoo di sénégalais mu mel ni xëy na li nga xam ni mooy am fii ci douane Sénégal dafa mel ni au fait amul fu mu leen toll wala ñi nga xam ni gaañu nañ si wala ñu loru si joxuñu leen seen gëdd benn yoon. waaw Mati Diop daf ko confirmer léegi nii Antoine boo xoolee ñoom dafa mel ne intérêt France ñuy jiital ñëpp xam nañu Firawna mooy boyu Macron donc lui il est le préfet il n'est pas notre président mais il est le préfet ou bien il est le gouverneur donc du coup ñoom aussi du ñu xool seen relation France nañu koy gën a rataxalee donc mais ces 2 ans là c'est dommage donc am na ay mort waxu si am na ñu si gaañu aussi amay blessé waxu si donc ça veut dire que Sénégalais yëpp noonu discours bi dafa vide en réalité dafa vide donc man fi may ñëwee rek mooy barki démb maa ngi koy wax activiste bi ñu fi invité woon nee naa que Assane Diouf a créé des Assane Diouf dans la société détermination bi loolu moo koy wane. Guy Marius Sagna il a créé des Guy Marius Sagna dans la société. donc tey jii loolu mooy wane détermination booy yi ñoom nooy prison mais booy yi sont en train de mener le combat. donc mooy influence boobu dafa am. beneen bi mooy démb bi mu nekkee joor benn responsable dama ko tàllal muy wax mais dafa wax bay rangoon ji dal ci dënnam te moom sax moomu jox bilan bi ñun bu ñu calculer on est presque 1700 personnes yoo xam ne dem nañu au chômage fa ñuy jëlee lu ñu lekk fa ñuy jëlee lu ñuy dundalee suñu njaboot mais man loolu suma problème tey jii Sénégal dafa atteindre woon autosuffisance en pomme de terre nu koy bàyyi fii Thiès autosuffisance boobu moom mooy yoon tey jii Auchan ñooñu ne du ñëw di jaay produit waa Auchan tey jii Auchan yi yàqu na la baykat yooyu tey jii seen produit yi ñan noo koy jël di leen ko jaay laatal ñi doon yor ay poulailler ñëw di jox waa Auchan yu jaay seen poulailler tey jii ñen noo koy jënd parce que autosuffisance bu fi amee ñun ñëpp mënuñu ko jënd donc tey jii mooy conséquences yi tey jii du fi yem man nee naa ñu dem fii ak 1 mois conséquence économique bi day gën a métti donc nous revenir à la raison li mu waxoon sànq laay répété waat image bu ñu terminé démb saafoon toog policiers yi bañ a yàq nu nu génn
mënee continuer résistance bi ndax Firawna dafa tëx gumba yaay wax sànq génnu tàppit la génn sorewul palais xam ne fii à l'instant kenn nekk fi moo tax mu génn mais bu génnoon marché am booy ils vont le tuer il est temps nag état bi ressaisir non il faut appeler le chat parce que Firawna il commence à nous boucher les terres en quelque sorte. Parce que fii la ñu toll kii na la tudd. vraiment j'appelle na vraiment Fadiga non nervi yi laay ba ñu fekk ñu. non c'est que nag il est temps non c'est que nag il est temps donc comment dirais-je ku xamul buur dee na. la buur saay na. d'accord mu mel ni rek les nerfs sont tendus. waaw parce que boo demee ba sa askan génn yow. ba toog ci suuf di la ñaan. nga mën dellu ginnaaw. boo demee ba say jeunesse toog ci suuf. wallahi azim nga mën dellu ginnaaw. d'accord donc nag lu ëpp tuur beneen bi aussi mooy les opposants ma leen lance un appel solennel. bu nu jël combat booy di suur seen intérêt personnel. actuellement fi réew mi toll. nous tenir des discours responsables pour apaiser le climat social. D'accord pour apaiser le climat social mu mel ni rek instant bi doomu sénégalais mooy wax les nerfs sont tendus parce que ni ma koy waxee rek xëy na ñun tas xibaar mooy suñu li nga xam ne moo di métier mais dañuy dem ci ñi nga xam ne ñoo di population bi xool li nga xam ne moom la ñuy jooytu rek su ko defee rek ñu daat koy mën a teg ci table bi ku nekk daat ci mën a andi sa xalaat Amadou Gningue mu mel ni rek Fadiga moom xol la waxee comprendre naa ko mais tamit tey jii li nga xam ne moo di situation dëkk bi dafay gën di law dafay gën di metti dafay gën di dem parce que man mi en âme et personne ba ma gisee image yu rafet yi nga xam ni askan bi ñu ngi doon saafonteek ñi nga xam ne ñoo di force de l'ordre je me disais que peut-être marche bi jeex na xëy na da nga foogoon ni da ngay xëy jàmm am tey jii lii bu continuer wul ñu ngi laaj ki nga xam ne moo di Macky Sall pour mu génn def discours am mais nanguwul génn def discours am lan moo nar a nekk ëllëgu Sénégal. ëllëgu sikki sàkk jamono jii ñu toll. ëllëgu sikki sàkk lay doon. mais lenn rek laay bëgg apporter waat leeral ci par rapport ak discours Antoine Diome. tey mënoon naa génn. Sénégalais yi déglu ko. ma dimbali la ci lii. mënoon naa génn Sénégalais yi déglu ko. mais ça veut dire que moom tey jii bu génnoon. à la place de Macky Sall. askan wi la waroon waxal. mais waxul ak askan wi. mais contrairement. dafa. continuer ci lancer de guerre bi ñu nekk ñoom. lancer mooy guerre politique bi ñu doon wax tout le temps. continuer ci éliminer benn kenn ka nga xamante ni. peut-être dafa nekk benn janax seen biir ba nga xamante ni. mi ngi sulli seeni ay mbóot. ñun tey loolu la ñuy ñaawal bu génnoon wax ak askan wi comme les gens comme ñuy intervenir. li ñu wax bu génnoon wax ak askan wi. tey amaanaa nañ ko dégg wax ak askan wi nag moom mooy lan dalal xelu askan wi jaale askan wi mastawu askan wi mais aussi xamal leen ni peut-être way takk der yi ak way takk der yi yéen ak askan wi. benn ngeen yenn yi xajul seen biir nañu moytandiku yenn. mais warul woon génn di accuser warul woon génn di ñu xamal ni force reste à la loi. fi mu toll li ñu wax mel ni loolooy devise am moom. moom loolooy devise am en quelque sorte tey ñu nekk ñu woon ci ay. période ay naan force reste à la loi force reste xam nga fii fu mu toll lan la force reste à la régulation de la vie sociale ici au Sénégal. foofu lañ toll ñun lu indiwaat benn stabilité fii ci Sénégal. ñun loolu lañ bëgg. tey nag ku génn di ñu xamal ni waaw man damaa dëgër boobu man je suis un élément du prince et tout ce qui peut rendre heureux le prince moi je suis prêt à le faire et cetera du genre loolu. taxawuñ sax foofu ñun. beneen bi des nag moom mooy li nga xamante ni moom moo di ëllëgu Sénégal bu lii continuer. ëllëgu Sénégal dañuy am ëllëg ba nga xamante ni dootul nekkati la Sénégal qu'on connaissait il y a de cela 10 ans ci ginnaaw ou 15 ans ci ginnaaw. tout à l'heure aussi Mouhamed Fadiga wax na lu am solo bu benn opposant bu benn kenn ku am ay intérêt politique personnel am. di mbubboo askan wi di xamb taal. tey tamit am na kenn ka nga xamante ni yàggul dara moins de 3 mois 4 mois génn na fi ne. ki am 20 ans dem armée fas yéene tayle bakkanam ndegam moom moo mën na liggéey ngir réewam waxuma laa ñun ñi nga xamante ni politique lañ am xalaat lañ am di ñëw mais kooku xanaa tey gisul fii réew mi toll mu génn wax. d'accord. je vais nommer kooku du wax mbrok soow bi moo nekk. je vais nommer Idrissa Seck. tey c'est une force vive ba nga xamante ni ci politique gu Sénégal la bokk. génnam waxoon doon na am lu muy def ci parti pouvoir. d'accord.
génnam waxam mun na am loo xamante ni dina ko def ci parti pouvoir bi waaye damay ragal rek mu génn wax rek ci jamono ji ñu daal di tekki nombay tànkam. mais ci dëgg lañ koy tekkee bu boobaa. mu mel ni rek ki nga xam ne moo di Madi Sisso mi ngi naan avec Macky Sall il faut faire un rapport de force car il connaît que ça on va attaquer la ville de Dakar forcer le gouvernement de Macky Sall à reculer. Mati Diop mi ngi naan non Madi bàyyil mu sedd Sénégal ñoo ko bokk ki naan ko non Macky Sall a cherché la guerre il va regretter amèrement on va plus faire cadeau à la police gendarme Fatima Sow moom mi ngi naan merci Fadiga tooyal nga xol yëpp dafa mel ni rek xolu Sénégal yëpp tooy na Madou Sisso mi ngi naan on a des frères qui sont morts dëgg la on a des frères qui sont morts mu mel ni sax li ñu cërale woon ci ay waxtu moom daanaka rek ñi ngi fay bëgg a yegg waaye rek ma daal di rek joxaat li nga xam ne moo di numéro yi pour képp koo xamante ni rek bëgg nga participer ci émission bi en direct mën nga ñu woo ci 77 777 88 65 wala ci 77 036 06 74 li ñuy waxtaanee rek moo di jamono ji fi nga xam ni moo di réewu Sénégal coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr amaana xëy na kenn xamul woon ni buñ ko ubbee wala sax buñ ko laalee fii lay toll tey jii Omar Gueye. nga baal ñu ngi may signaler que ni am na ñi nga xamante ni dañoo bëgg demander direct bi. nga joxaat leen numéro bi bu baax a baax pour ñu mën cee woote mais dañoo bëgg woote directement ci direct bi n'est-ce pas. waaw loolu la ma technicien yi xamal léegi loolu dañ koy bàyyi ñu woote ci numéro yi ngay joxe. d'accord ci noonu rek pour ku bëgg a woote ci direct bi mun nga ñu woo ci 77 036 06 74 wala ci 77 777 88 65 je pense que leer na. d'accord mu mel ni rek ki nga xam ne moo di technicien bi mun nañu bindal numéro bi ci fi nga xam ne moo di commentaire yi pour internautes yi mën a dugg rek ku nekk rek daal di cee mën a jot sa xalaat Omar Gueye mu mel ni rek dégg nga li nga xam ne moo di intervention yi nit yi def dégg nga tamit li nga xam ne moo di suñuy chroniqueur lu ñu wax tey ji Sénégal nekk ci guddi gu bët seg tegul mais kenn xamagul lan mooy tey ji ëllëgu Sénégal ci noonu nag amaana rek damay daal di rek xaw a dem tuuti waxtaanee ci li nga xam ne moo di Ousmane Sonko tey ji mu nekk koo xamante ne ñett ñu ngi koy topp ci li nga xam ne moo di dossier wam loo xamante ni benn bi dañ ko doon toppee li nga xam ne moo di viol et menace de mort mu mel ni rek dossier bi dafay mel ni dañuy gën a yokk li ñu koy toppee loolu lan lay ndurool dañ ko gën a bëgg a diigal wala dañoo bëgg a gën a yokk penam. waaw man dama gis ne à chaque instant Ousmane Sonko day am li nga xam ne mooy temps d'avance ci gouvernement bi parce que suñ fàttalikoo Ousmane Sonko avant muy wax ne day wuyu ji ci fin bi moo ngi def benn déclaration ba ne ñoom ñi ngi préparé waat yeneen dossier sax pour toppee ma ko te chaque instant Ousmane Sonko lépp lu nga xam ne da kaa wax dañ koy gis moo waral jour bi nga xam ne moom doon wuyu ji bras de fer am fa ba ñu mujj ko yóbbu section de recherche man foofu li ma jàpp mooy communication bu gouvernement bi am na ñu ciy senn di jox ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ay information yu leer la loolu tamit état bi war na ci bàyyi xel ba lu nga xam ne lépp luy jógee présidence la dafay nekk lu discret Ousmane Sonko ñu ngi koy toppee actuellement affaire viol ak menace de mort trouble à l'ordre public ak appel à l'insurrection muy ñetti dossier yooyu deful lu dul xam ba ci ki yokk matt ci taal bi parce que sooy toppee nit ki viol ba pare nga jëlaat yeneen di ci yokk man li ma jàpp ak li ma gis mooy ñii dañoo pare pour faagaagal kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko tamit depuis loolu gis nañ ne deful benn déclaration bu dee mën nañ ko am bu dee droit may na ko mu def déclaration moom tamit ñoo ngi koy ñaan mu def appel au calme pour que ñi nga xam ne mooy ay pro Sonko ak ay partisans ñu xaw a dellu ginnaaw ci xeex bi parce que ëllëgu Sénégal depuis sànq ñoo ngi koy wax mais nar na nekk lu métti. muy économiquement politiquement ba ci. socialement parce que li ñuy dund nii. ala kulli alin dina am ay conséquences yu nga xam ne. mu mel ni rek dañuy dem rek jëli asalaamaaleykum rahmatullah. d'accord yaa ngi en direct ci Thiaroye Info TV tur bi naka la ak fan ngay wootee sëñ bi. man maa ngi tudd Momo maa ngi woowee Paris France. yaa ngi tudd Momo. waaw maa ngi wootee Paris quoi France. d'accord Momo ñu lay jaajëfal bu baax a baax ngay wootee diwaanu France mu mel ni rek. mun nga ñu jox sa gis-gis rek ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey Sénégal ak coow li nga xam ne moo fi nekk ëllëgu Sénégal tey lan la.
ok man avant de commencer man si wax Antoine Diome laay njëkkee ñu ngi lay déglu. parce que si sama gis-gis dafa wax lu mu wax français ak lu mu wax si wolof dañu kii. dafa wuute dafa am différence. dafa am différence parce que boo yi mu wax français dafa côté dañ ko bëgg a xamal ne gën ñu jàng français gën ñu gën a dégg français. dafa jàpp ne ay Sénégalais ay def nañu wala seen jàng sorewul. d'accord yokkal baat bi tuuti. allo. mu mel ni rek moom moo daal di nañuy rëcc rek mi ngi wootee foofu ci diwaanu France mu mel ni rek mbokk internet yi képp koo xamante ni dugg nga en direct rek nga wàññ fi nga xam ni moom ngay seetaane volume bi su ko defee rek déggin bi mën a neex xëy na moom mi ngi naan ki nga xam ni moo di discours monsieur le ministre de l'intérieur bi li mu wax ci français ak li mu wax ci olof bokkul après xam naa damay bàyyi ëggala ko daat koy décortiquer ma bàyyi la nga terminer. jàpp naa ne nekkutul sax ministre de l'intérieur mais ministre de l'inférieur. parce que kàddu yi muy jot ci askan wi yëpp ñëpp a ngi koy tuutal. donc ministre de l'intérieur moom. d'accord mu mel ni rek ki doon woote ñëwaat na ma daat koy jël rek ñu daal di ñëwaat ci plateau bi allo. allo. oui Momo lay. man la Momo encore parce que comme maa ngi ci oto. d'accord. ma jógee si signal yi rek réseau bi day coupé quoi. ah réseau bi dafa coupé dëgg la kay. waaw parce que comme maa ngi ci yoon xam nga bu ma jógee si signal bi rek day koy ma ne la. Antoine Diome bu mu jëlee wax ñun dañoo foog ne nii day apaiser wax ci mbir yu nekk Sénégal. d'accord. ça veut dire ñun dañoo wane ni ñoom ñu nekk Sénégal te ñoom nekk. parce que comme seen doom yi nekkuñu fa mais autorité ministre de l'intérieur sa dëkk mi ngi tàkk. yow amoo looy wax ngay naan ngay wàññi xale yi seen Sénégalais ngeen di jàpp ay terroristes ngeen naan xale yi nañu dem jàng yi tuur naa yi naana. nee leen gouvernement Macky Sall nañu respecté nit ñi. nañu respecté nit ñi nañu respecté Sénégalais yi. loolu laa am lu may wax quoi. waaw ñun ñu nekk diaspora yëpp naqari nañu wax Antoine Diome. franchement waaw Momo. parce que lu ñu si gën a métti lu mu wax si wolof ak lu mu wax si français yi jafe bokkul. waaye. waaw Momo bala ngay coupé ma am li mu la laaj rek. waaye. waaw actuellement en France Pastef yi nekk foofu mooy patriote ñi nga xam ni ñoo nekk si Ousmane Sonko nooy manifesté wu. loolu mën wax si manifestation bi actuellement. waaw gars yi du waa Pastef ñoo nekk di manifester mais Sénégalais yëpp la ñu ngi place de la République. Sénégalais yëpp ñu nekk France fii nii jeunes yi mag yi ñoom ñoo nekk di manifester waa Pastef yëpp. donc parce que man mii di wax ak yow moi je suis apolitique. d'accord mais ñëpp a ngi manifester ne xamal leen di waa Pastef waa Sénégal yëpp ñoo nekk di manifester fii Paris. précisément gars yëpp ñu ngi place de la République. d'accord. léegi Momo ma laaj benn ba ngay lépp lu ñuy wax ñoom lépp lu ñuy wax ñu ne Macron dañuy wax carrément Macron yu yaa nekk ginnaaw Macky Sall yu ak Macky Sall yëpp jógee dem Sénégal. xam nga fii pays de droit la ñoom dañuy taxaw adresser mon porte-parole à Macron directement. si léegi Momo bala ngay wax coupé dara de bala ngay coupé rek ma am lu mu la laaj. est-ce que yéen actuellement nii booy di saccagé loo xam ni français yi noo ko moom. est-ce que yéen commencé leen di leen français yi di leen sonal foofu en quelque sorte. non. d'accord français ñoo xam nañu ne ñoom li ñuy yàqal ñoom moo ëpp ñun lu leen di yàqal. d'accord d'accord Momo mu mel ni kontaan nañ bu baax a baax ci woote bi Thiaroye Info di la jaajëfal. ok merci beaucoup mu mel ni rek dañuy jëlaat keneen allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi tur bi naka la ak fan ngay wootee. Madi. allo. maa ngi tudd Madi. yaa ngi tudd Madi. ouais. Madi fan ngay wootee. bon man en fait maa ngi woot depuis Paris en fait dama bëggoon a participer en fait. d'accord Madi depuis Paris yaa ngi en direct ci Thiaroye Info TV. ok d'accord donc dama bëggoon a xam parce que Macky Sall fu mu toll nii. dafa noot Sénégal yi. dafay jaar rapport de force en fait. boo ko waxee day fëgg dënd bi. wan na Sénégalais yi duñu dara en fait. moom lu ko itteel mooy France moo ko itteel. moom fu mu toll nii Sénégalais yi pour moom Sénégalais yi ay mbay lañ quoi duñu dara ay morceaux duñu dara en fait. boo ko waxee mu jël arme wala day woo arme bi woo gendarme woo police affaire yooyu. xam nga teg leen sur le terrain. pour ñu massacrer ay doomu Sénégalais. xam nga te bu ñëwee fii di juut si kanam si wetu Macron. mais lan li war a xam mooy que Sénégal fu mu toll nii
dañuy déterminer fu mu toll nii. ñun lu ñu envoyé nañu ko ba pare jox ko xale yi ba pare. yaa ngi dégg. d'accord fu mu toll nii policiers yi amatul ay nekk di juble ak policiers parce que on a des morts. on a des frères qui sont morts. ay xale yu ndaw yoo xam ne dañu dee. ay xale yu ndaw yoo xam ne dañu leen tiré par balle. mais boo xoolee médias européens yëpp dañuy wane ay chaque fois seen li ñuy wane yëpp si télé bi yëpp mooy que policiers di tiré ay balle seen population. d'accord. c'est pas normal. d'accord Madi. en plus oui. mu mel ni rek foofu tamit ci diwaanu France dañu doon wax waa Pastef yi ñooy def seen manifestation mais mu mel ni rek du waa Pastef sénégalais yépp ñoo génn di wane seenu métit est-ce que loolu mun nañ ci am leneen loo xamante ni mooy xibaar. loolu dëgg la loolu du Sénégalais kese Sénégalais di Guinée di Ivoirien ñëpp ñu jàppale tubaab yi ñëpp ñu jàppale fu mu toll nii. même tubaab yi ñu ngi ci biir marche bi. même tubaab yi ñëpp ñu jàppale si manifestation tubaab yi ñëpp la du ay Sénégalais kese. kon tey jii mun nañ ni mbir mi nekkatul loo xamante ni ci plan national la yam muy Sénégal mais àdduna wërngal këpp dugg nañ ci boobu lay xeex. fépp la. ñoom seen marche lan la ñuy métti lu. nañu def attention nag si yenn médias yi. parce que dañuy bëgg woon européen ne waaw sénégalais yi ñoo ngi ak léegi calme am na ñoo ngi nii ak léegi ak policier di jublé ak yooyu léegi c'est fini. alors que parce que yenn médias ñooy def loolu noonu. alors que loolu dafa mel ni au fait xëy na gis nañ ko mais dafa mel ni loolu fayul taal bi ndax tey ci suba rek am na ay manifestations yoo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku fii ci diwaanu Sénégal. waaw mais fu mu toll nii manifestation jeexagul parce que dañuy woo banlieue bi ñu fa nekk yëpp bu ñu taal ci banlieue parce que banlieue suñu yaay ñoo ko nekk sonn ba tey. suñu papa sonn ba tey. parce que banlieue bi taal foofu fii Antoine boo ko dégloo démb day won ne banlieue boo ko taalee si noonu nekk si. mais lépp bokk nañu Sénégal mu ngi Dakar. lépp Dakar la nekk fii Dakar. fii Dakar la nekk. donc dañuy woo zone yëpp nekk parcelle mi ba fépp ñu la nekk bu ñu ñëw Dakar biir Dakar parce que Dakar bëri na ay sorties yu bëri. dëgg la ñu bokk na ci ay groupe yoo xam ne ku nekk day am dirigeant buy diriger équipe bi. d'accord dafay embuscade. d'accord ba pare taal ay cocktail Molotov. d'accord parce que auto policier bu ñu taal leen bu ñu taalul du ñu am jàmm ba ñu taal leen bu baax a baax léegi amatul cadeau amatul policier bu ñu taxaw dafa cadeau di jubilé. loolu amatul. mu mel ni rek xol yi tooy na. waaw Modibo loolu dafa métti ay xale yu dee ñoom ci par bal. d'accord amul benn dëkk boo xam ne même Europe amul benn dëkk boo xam ne ay militaires dañuy intervenir ci ay manifestation amul fenn. amul fenn. d'accord ay bal fii policiers fii lu ñu mun def ci lu ñu mës a jël ay bal di ko tirer ci population bi jamais. d'accord Madi mu mel ni rek xol yi tooy na sénégalais bu nekk yaa ngi waxeek xol Thiaroye Info mi ngi lay jaajëfal di rafetlu bu baax a baax woote bi. ok merci beaucoup maa ngi jaajëf merci beaucoup. d'accord jaajëfal nañ ko bu baax moom Madi moom tamit mi ngi wootee diwaanu France mi ngi wax rek li nga xam ni moo di marche bi nga xam ni moom la ñu nemmeeku nekku rek ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef mais dafa nekk marche boo xamante ni rek képp kuy doomu Sénégal yaa ngi ci biir waaye tamit képp koo xamante ni rek yaa ngi nekk doomu bitim réew ku ci mel ne nee na guinéen yeeg tubaab yeeg ñëpp ci biir marche bi mu nekk loo xamante ni xol yi tooy na. Omar xam naa waaw xol yi tooy na parce que li muy wax naan ba ci guinéen yeeg waa Côte d'Ivoire ak ñëpp ñooñu fa. man démb gis naa benn vidéo bu nga xam ne benn tubaab il est français moom moo ñëwoon ci biir manifestant yi naan day jàppale Sénégal yi parce que dafa jàpp ne Macky Sall dafay noot Sénégal. te loolu lépp pour intérêt France la koy def. nekku fi pour gouverner le Sénégal. mais dafay nekk comme genre gouverneur bu nga xam ne day jàppale ñi nga xam ne mooy waa France surtout le président Macron. d'accord loolu donc ñu ngi koy ñaawlu bu baax. di leen wax ne ñoom xam naa ne. ñu sonn lañ. parce que génn nekk ndaw dem wuti liggéey. pour loo jox sa askan ak sa njaboot ngay gis sa dëkk di tàkk. lu métti la mais ñoo ngi leen di wax courage. d'accord incha allah dinañ revenir à la raison. d'accord courage te incha allah dinañ revenir à la raison mu mel ni rek dañuy def dernier tour de table ak si dernier tour de table ku nekk dinaa la jox benn question boo xamante ni di nga ko tontu waaye aussi benn message de sensibilisation pour ndaw yi man Mouhamed dama bëggoon rek en dernier lieu ki nga xam ni moo di Momo
mot defe naa dafa ni ki nga xam ne moo di ministre de l'intérieur bi discours bi mu def olof ak discours bi mu def français am na différence discours français bi tubaab bi la doon waxal discours olof bi muy wax ak sénégalais mu mel ni rek dafa am benn côté boo xamante ni danga naan comme dañuy nax li nga xam ne ñoo di askan bi mais tey jii nga joxe waale sa dernier mot lancé waale benn message de sensibilisation pour jeunes yi nga xam ne ñi ngi jug di yàq mais jeunes yi nga xam ne ñi ngi saccagé ay këru jàmbur yoo xamante ni seen yoon nekk si mais aussi pour jeunes yi nga xam ni ñi ngi dugg si biir butiku jàmbur yi di sàcc la fa nekk di ko yóbbu. waaw ki nga discours bi moom wax dëgg yàlla discours bi mënoon nañ toog fii de 8h à 14h xanaa red chef dañu wàcc leen mais mënoon nañ toog fii 8h ba 14h di décortiquer li nga xamante ni moo di discours bi sans pour autant que ñu pare. maintenant li nga xamante ni moo di discours yi ñëpp wax nañ ko parce que dafa am li nga xamante ni moo xew Afrique mooy néocolonialisme te li nga xamante ni moo di nouvelle génération bi nanguwul loolu nouvelle génération boo xoolee affaire du Sénégal kese mais boo xoolee combat bi depuis fort longtemps ñi nga xamante ni ñoo di jeunesse bi ñu ngi koy prôné panafricanisme bu ñuy prôné loolu c'est pour génnee fi ki nga xamante ni moo di génnee ki nga xamante ni moo di France donc loolu noonu mooy waral ñun nag suñuy dirigeants yi comme ni mu ko waxee par exemple taxé nañ ko ñi nga xamante ni ñoo di ay Alassane Ouattara ay Macky Sall ce sont des gouverneurs de la France c'est-à-dire ils représentent la France. donc ñooñu bu ñuy def discours envers la France dañuy def discours boo xamante ni dañuy rassurer ñi nga xamante ni ñoo di français ñoo di occidentaux yi par contre bi ñuy wax ak ñun dañuy jéem a napp c'est-à-dire napp la quoi en quelque sorte dañ leen di jéem a wax ni yem leen régler leen jëlaat affaire yi delloo leen ko di wax ay waxu armée mais sénégalais yi ragaluñu armée ku gis li xew démb xam ni sénégalais yi ragaluñu ay armes ragaluñu ay grenades dernier mot bi mooy jeunes yi nga xamante ni ñooy taal bu leen neexee ngeen manifester 1 an légalement mais li nga xamante ni moom ngeen di yàq waroo leen ko yàq c'est-à-dire loo xamante ni état civil la bu leen ko taal loo xamante ni tribunal la waroo leen ko taal loo xamante ni auto ambulance la waroo leen ko taal mairie dafa am mairie yoo xamante ni dañoo am coloration politique moo tax gars yi di leen songu am na mairie yoo xamante ni kenn du leen songu du yoon aussi mais mairie moom waruñu koo songu maintenant nag ñu ngi appeler à ce que ñu manifester pacifiquement ñu manifester bañ a yàq dara ñi nga xamante ne ñoo di ay sàcc lépp lu ci mënti am le grand responsable c'est l'État parce que nanguñ def nangu naa sa kàddu Mouhamed Goloko nangu naa sa kàddu Mouhamed Fadiga xam naa ni question bi du si xàcc parce que ñi ngi may signaler que ne technicien bi nee na ma jeex na tàkk ma bàyyi la rek nga joxe sa dernier mot lu en bref rek mais aussi xëy na nga lancer benn message de sensibilisation. waaw di remercier les chers internautes de Thiaroye Info TV ñi ñëpp woote noo leen di remercier di leen jaajëfal comme ni mu ko xëy saa su ne rek feccum liir bu neexee rek nday jaa jàpp sa mbagg ja donc sama dernier mot rek mooy am xol bu tooy am naqar mais néanmoins je lance un appel solennel à la jeunesse sénégalaise plus de retenue gis nga waxoon nga ko tantôt nguuru Firawna laa lay indiwaatal rek duñ ko teg ay daan ni def na lii pour éliminer ko mais yàlla mooy fal d'accord mais ñun quel que soit alpha les institutions demeurent les hommes passent réew mi noo ko moom bu nu taal bu nu yàq dof bu déggul jat nang nunu dem ak moom rek li ci kanam yàggul d'accord cant ak ngërëm ñeel na ko moom Mouhamed Fadiga amaana rek da ngay jël sa week-end ba lundi waaye bul xaabaabal dem ba mardi ndax à chaque fois moom week-end yi en général mardi te xoolal boo xoolee tuuti mu ñëw mercredi wala mu ñëw lundi tëbal mardi d'accord mu mel ni rek Amadou Gningue nga joxe li nga xam ne moo di sa dernier mot rek mais sa message de sensibilisation waxtu bi jeex na tàkk waaw dernier mot bi dañuy jaajëfal kenn ku nekk ci plateau bi di jaajëfal ñi ñu doon topp ci page Facebook bi thiaroyeinfo.net di leen wax ni tamit ci kanam tuuti rek di ngeen ko am ci chaîne YouTube bi à part ça li may wax rek moom mooy que population bi li nga xamante ni moom moo di injustice kenn mënu kaa xeexee injustice li may wax nag ci loolu moom mooy que tey mënuñu ne dañuy xeex injustice génn di toj di taal di def yu ni mel loolu tamit injustice la kon donc nañu continuer xeex bi nañ ko commencer qu'on ne touche pas à notre constitution qu'on ne fait pas qu'on n'exerce pas le pouvoir qu'on n'abuse pas du pouvoir bi nga xamante ni jox nañ ko benn nit man pour man affaire bi foofu la war a nekk leneen li des nag moom mooy j'appelle aux autorités sénégalais ñoom it kenn ku nekk fi nga féete nga bàyyi say coloration politique jël ko teg ko nële te wax la nga xamante ni moom mooy jëriñ askanub Sénégal wax la nga xamante ni moom moo di jëriñ Sénégal à part ça jeunesse bi nañu revenir à la raison te ñu xam ni am na ñu leen di rax ñu leen di infiltrer parce que c'est une guerre politique on ne sait pas même sax kii taal
xëy na moom du agresseur du dara de mais am na fu mu far ci politique bëgg a ñaawal benn parti ci politique yooyu yëpp am na ci biir kon ñoom ñi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy génn ci mbedd mi di kaas li nga xamante ni moo di ay droit pour ñu respecter ko nañ ko dem leneen di des nag moom mooy Sonko moo waroon def ndànk parce que dafa teel a wone boppam te li muy wax nii changement de système bi nekkul benn Macky Sall rek lay laal nekkul benn ñi nga xamante ni ñoo nekkee fii dafay laal ñi nga xamante ni ñi ngi France ñu ngi feneen ak feneen ak feneen ñi nga xamante ni ñooñu système bi dañuy dund ñooñu Macky Sall sax du leen teg bët mais pourtant ñooy nekk ci ginnaaw Macky Sall di leen may doole nekk ci ginnaaw gouvernement africain di leen may doole d'accord Amadou ñi nga nangu naa sa kàddu sa tàggoo bi da xaabaa di jaajëfal sama benn système ba nga xamante ni ndakitaa benn laay lañ koy wax mi ngi duggoon sànq di ñuy jaajëfal di ak képp ka nga xamante ni rek mi ngi ñuy teewlu si direct yi ñuy def d'accord cant ak ngërëm ñeel na la moom Amadou Gningue waaye aussi di bàyyi rek ki nga xam ne moo di Omar Gueye mu tàggatoo Omar Gueye bu kàddu yi naree gudd rek dama koy nangu d'accord tàggatoo rek en bref parce que technicien bi depuis sànq ba tey mi ngi may signaler que ni temps bi jeex na def nañ 1h22. waaw di woote waat dal ak jàmm rek di wax ne Sénégal benn bopp la mënuñ ko xaar ñaar parce que muy policiers yi muy ñiy manifester ñun ñëpp su guddi jotee ñooy bokk fi ñuy fanaan donc loolu tamit war nañ ci bàyyi xel parce que man image yi ma doon gis démb ndeysaan ba gis ay policiers di jooy ak leneen daf ma touché parce que man en personne am naa rakk bu nga xam ne moo ngi armé bi mu jógee Bango yàggul moo tax affaire bi daf ma touché carrément Sénégal daal jàmm rek moo fi xej quoi. d'accord li may tëjee mooy di nuyu sama benn xarit Pathé Ladiane keroog nee na mayu ma ko dédicace dootuñu seetaan. d'accord maa ngi di ko ziar Pathé Ladiane. soow yi ak ñoom best roi soow yi ñëwagul de te du ma nangu tey mu koy wax ci plateau bi. ak ñëpp non soow mi dina ñëw. déedéet soow bi ñëwul. ñu koy xaar altine. xam nga dañoo nekk ci xat-xat taluñ naan soow ndax information yu bëri. d'accord mais incha allah suñ gënee libre rek. di nuyu tamit sama benn mag ñu koy wax Ramata Gueye ci Kër Massar ak jëkkëram Baye Digeye mu nekk fële ci Italie ñoom yaay Budi Sambu. d'accord ñoom Ali Nit Dof merci beaucoup. d'accord merci à toi merci beaucoup merci Mohamed tàggatoo nga ba pare. sànq di jaajëfal bu baax a baax mbokku internet yi nga xam ni depuis boobu ba léegi ñu ngi seetaan mbégte lay doon saa su nekk ci mel ni Ousin Diop mi ngi naan bonjour Thiaroye Info bon écoutez comprise que les gens morts. La loi reste d'accord merci beaucoup Ousin Diop mu nekk loo xamante ni mbégte lay doon saa su ne rek dima leen koy waxee tey ñu def spécialement chez nous ngeen daan ko gis rek à partir de 16h mu mel ni rek tey dañ koo xaw a foqati rek daal di toog rek waxtaanee li nga xam ne moo di actualité mu mel ni tamit askan bi loolu lañ doon xaar di jaajëfal bu baax a baax képp koo xamante ni woote nga waaye tamit képp koo xamante ni yaa ngi ñu doon suivre ci fi nga xam ne moo di thiaroyeinfo.net di suñu page Facebook mbégte lay doon saa su ne comme ni ma koy waxee rek di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon plateau bi ndax liggéey samedi moom nekk na loo xamante ni dafa diis lool jaajëfal ci ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci wàllum technique bi ku ci mel ni Abdoulaye Camara caméraman de la République la ko Amadou ñu ngi di woowee waaye tamit ku ci mel ni monsieur Silla moom tey dafa mel ni daf ñoo xaw a daw waaye tamit ku ci mel ni Cheikh Tidiane Mbaye nekk suñu DRH jaajëfal bu baax a baax suñu directeur général moom Abdou Salam Mbaye waaye tamit ku ci mel ni Mbayang Paye Mati Diop Momo depuis France Madi tamit depuis Paris Ali Sow Ndiaye depuis Pikine Nord ak ñi nga xam ni woote nañ mais de manière anonyme kenn ki moom dëkk diwaanu fii Thiaroye waaye tamit keneen ki dëkk diwaanu Maris ak ki dëkk diwaanu Touba ñoom dañoo préféré rek garder li nga xam ni mooy seen tur Fatima Sow nekk suñu yaay booy foofu ca Thiaroye di ñu topp saa su ne Aline Ndiaye VC Mati Diop ak ku ci mel ni Mouhamadou Damkan Nungu Diop ak Mama Fatou Sow jaajëfal leen bu baax a baax Mouhamed Damkan sax moom tey moom xam naa ni émission bi soo moytu da ko raw daf ko raw parce que démb mi ngi naan dañ doon marché mais xam naa ni rek après dinañ ko woo rek ngir mën a am ci ay xibaar ni lay doon saa su ne Thiaroye Info TV di leen jox dig daje ci yeneen actualité ak ci yeneen émission nagam soob na yàlla jàngeen jëf